asalaamaaleykum mbokk déglukat seen rajo Sud FM 98.5 amaan nañu mbégte rek ci kàttanu borom bi teet fi ñaadu ngeen di teewlu si seen émission loo ci xam seen émission loo ci xam ñëwaat na nag ci samedi ju yi ñu fas yéene nuñ ko daan defee rek su waxtu wi jotee ñu ànd ak àdduna gu wërngël képp ci lañ leen di indi ci xeeti waxtaan. bokk na ci tey nag ci li nga xam ni daanaka luy suqali réew la ndaxte nag ci ay xayma. ñu jàpp ni daal loolee ci li nga xam ne moo di secteur informel te nag ba léegi ñu jàpp ni sax daanaka ci 70% ci économie locale bi moo ngi jógee ci foofu ñooñu nag boo leen waxee mooy ñan moo di artisanat bi te artisanat bi daanaka bokk na ci li nga xam ne tamit kër yu bëri daanaka moo leen di dundal fii ci Ndakaaru ak tamit ci région yi boo tax ni ñooñee saa su ne nag ñu yëkkati seen kàddu di naqarlu wala sax di daal ni secteur boobee nu mu ñàkkee organisé wala daal ni leen ñàkkee wekk ci yenn politique jëmale ko ci ñoom keroog nag dégg ngeen ci lu yaatu ki nga xam ne moo di njiiti réew mi lam ci wax kon nag bokk na ci ni nu ñu war leen war a taxawee ñoom nag ñu fas yéene waat ni bëgg nañoo ñu gunge leen ci yenn anam dinañ si ñëw léegi ci kanam incha allah. bu du ñàkk ñu dalal ci par téléphone ci ay kuréel yoo xam ne daanaka ñoo ñëwee dañuy ëmb ñii di artisans yi mu di nag ñoom Masila ñoo ngi leen di nuyu di nag kuréel boo xam ne daanaka da am ay artisans yi nga xam ne ñoo ngi ci département bu Pikine ak ñi nga xam ne sax daanaka day kuréel yoo xam ni ñoo ngi ëmb ñi nga xam ni daanaka ay artisans yu nekk ci Sénégal yëpp la muy conseil national donc des artisans du Sénégal xam naa nag du ñàkk tamit ñu jokkoo seeg le président Moussa Niang ci la ñu naal ñoom tamit wala lañ jàpp ne buñ ko defee li nga xam ni moo di nu ñu war a suqalee mbir mi dana jóg baax Adama ñu ngi lay nuyu. kon nag ci loolee la ñu fas yéene waxtaan du ñàkk tuuti suñu leen dalalee par téléphone waxtaan ak ñoom ci ubbiteel waxtaan wi ndaxte nag da di secteur boo xam ne léeg-léeg ñu yëkkati seen kàddu ci wàllu ñàkkub organisation da ngay dem ci mécaniciens yi daanaka bërëb yu nekk ñi nga xam ne ñoo di nag secteur de l'automobile nu ñu war a taxawee ak nu ñu war a liggéeyee ci gox yeeg goxaat yi da ngay gis ñu ñëw nekk fenn benn bërëb ñu jëlee leen fa yóbbu leen feneen wala léeg-léeg sax ñenn ñi ami moyen dem uti benn place boo xam ni waaye dañuy dem bu ci biir ñeneen tamit ñëw nekk ci mbir moomu génne leen fa nga dem ci ñeneen ñi nga xam ne daanaka dañuy yëngatu ci yeneen maanaam secteur artisanat li jëm sax ci wàllu village bi ñu war a jokk yëngate defee seen liggéey jafe-jafe la loolee tamit bokk ci loo xam ni bërëb bi ñuy liggéey saa su ne ñu yëkkate ay kàddu di ca wax bu ci mujj sax moo di ñi nga xam ne tamit ñoo di artisans yu nekkoon yi nga xam ne dañ leen a déggal piroon fii ci autoroute à péage bi sàkk wuñ ko loolu nag lu ñu suivroon la bu baax a baax di jamono de Souleymane Ndéné Ndiaye ak soxna Aminata Niane moo leen yóbboon foofee ca Sendou Bargny jox leen bërëb pour nag ñu bàyyindi fii ñu jaarale fa mbir moom waaye nag ñooñu dégg nga ba léegi coow moo nga ci nag xamuñu nag nuy wànnent di mujje gëtëm mu di jafe-jafe yoo xam ne tamit bokk na ci artisans yi nga xam ni daanaka dañuy liggéey meuble fii ñu yëkkati seen kàddu ne li nga xam ne moo jëm ci wàllu importation bi sonal na leen boo ji sax lii di mobilier national bi nan la ci war a taxawee ak ban pàcc lañ leen siy jox yooyu yëpp tamit bokk na ci la ñu war a fës waxtaanee ci li nga xam ne tey mooy seen émission loo ci xam boo ci li nga xam ne jamono ji yëkkati woon nañ ko boo léegi nag sax mu indi coow wala sax ñenn ci jàpp ni daal ñoomee joteeguñu ba léegi mu di daal lii di fonds Covid yi te ñu yëkkati woon ko war leen cee jox am ñu ne ba léegi mbir mi jotewuñ ci am ñu ne daa yéex am ñu ne sax nuñ ko defee du yoon loolee lépp tamit dinañ si ñëw ci waxtaan nu mu gën a yaatoo que seen rajo Sud FM xanaa nag balaa ñoo jël lii di point du jour bi à 10h nag dañuy dalal rek ñaar ñi nga xam ni daanaka dañuy yëngatu ci wàllu artisanat kenn ki nag mu ngi cëpp waaw ndaxte nag ca banlieue bi lay yëngatu bu baax a baax ñu Masila ñu dalal ko léegi sëñ Masila ñoo ngi lay nuyu. maa ngi leen di ziar maa ngi leen di nuyu El Hadj Moussa Thiam. waaw yow yaa jiite li nga xam ne moo di fédération des artisans donc département bu Pikine xam nañ la nga yëngatu yaa ngi ci yëngatu bu baax a baax tey nag ci wàllu artisanat la ñu fas yéene waxtaanee ndaxte nag waaw ñu ngi lay nuyu Oustaz Mbaye ci fànn woowu nag yéen ñi di ci yëngatu. suñ doon xayma maanaam tey est-ce que secteur la boo xam ni moo ngi yor boppam wala fu mu toll jamono ji. waaw El Hadj Moussa ñoo ngi lay remercier secteur bi ñu nekk na secteur boo xam ne fi mu ne nii
liñ koy tudd bari na ndax dafa mel ni importance bi mu am mel na ni nit ñi ñu ngi koy sentir ndànk-ndànk ndax président de la République génn na wax ci employabilité des jeunes. te loolu mi ngi ci secteur de l'artisanat. waaw ñu xam ni formation boobu ñuy wax. ci nan la bu ñu war a artisanat defal jeunes yi. formation yooyu artisans yi bari na loo xam ne réussir nañ ko. am na loo xam ne buñ ci amee accompagnement tuuti rek. yaakaar naa employabilité des jeunes boobu mën naa ne 90% ci secteur de l'artisanat lay génne. waaw ndax xale yi nekk ci mbedd mi c'est les artisans. xale yi nekk ci mbedd mi ay apprentis artisans lañu. kon secteur la boo xam ni am na lu yaatu loo xamante ni mi ngi koy liggéey ci économie Sénégal. ndax 97% économie Sénégal économie informelle la. si 97% yooyu artisanat mi ngi ci représenté 46%. kon loolu mooy mën naa ni mooy sookul bi. ku ko suqali mooy suqali nga économie Sénégal. d'accord ñoo ngi wax ci maanaam daanaka léeg-léeg ma dégg artisans yi na ne ñoom ku ñu dàq wala ku jàngatul wala sax keneen ku ñu jël ñu jox leen artisans yi te amul benn lu leen war a accompagner pour ñoomee ñu mën a jàppale ndaw yooyu. waaw loolu dëgg la. ku génn école parce que école ba mënatul ci yow foofu la mën a yem. artisan bi jël kooku. jàngal ko yar ko def ci moom formation. di ko encadrer ba réinsérer ko. wutal ko sax fu muy liggéey ubbil ko entreprise. loolu la artisan yi di def. comme li nga xam ne école bi raté na ko lépp artisan yi moom jël nañu ñooñu. defar leen ba def leen ay nit def leen ay boroom xam-xam ñuy liggéey. loolu yaakaar naa ni ñëpp xam nañ ko. ndax tey kër goo dugg di nga fa gis soit benn apprenti mécanicien wala ay maçon wala tailleur wala quelque chose comme ça. d'accord waaw loolu vraiment ñu ngi koy réussir léegi nag accompagnement bi nga xamante ni war nañ ko am pour ñu mën a réussir loolu à 100%. loolu dëgg-dëgg mooy li des. mais accompagnement bi ci naka parce que jamono yu wees il y a un an lancé woon nañ fi benn maanaam je sais pas avec ministère de la formation professionnelle ci recensé leen tàggat ñi nga xam ne ñoo di maître d'atelier yi pour ñu gën a mën a tàggat ndaw yi mais est-ce que loolu tamit bokk ci lu ñu leen war a gën a mën a jàppale. voilà loolu dañ koy soxla mais ci loolu ngay wax bu nekkee projet la bu fi jaar muy projet PEJA bi am na yu ko jiitu peut-être boobu ngay wax projet PEJA mooy li may wax toujours rek employabilité des jeunes parce que projet PEJA mi ngi tudd projet d'employabilité des artisans bon boobu projet la boo xamante ni dafa yéex doxalin bi Banque mondiale moo ko financé à hauteur de 30 milliards artisans yëpp daal di dem bindu ci 8 corps de métier yi nga xam ne jot nañ ko tànn mais liggéey bi moo yeex ba léegi mën nañ ni dara ambaleegu ci te projet bi dana ci ñetti at lay dem mën lu ëpp 1 an dem na te ba léegi tàmbaleeguñu liggéey boobu boobu dañ ciy former xale yi bu ñu former xale yi ba pare ñu yóbbu leen bon ñu former aussi maître artisan yi d'abord balaa ñuy former sax xale yi certifier leen ñooñu am ay diplômes yoo xamante ne yu ñu reconnaître yoo xam ne ñoom dinañ ci mën liggéey dina leen mën a jëriñ un peu partout dans le monde fu ñu ko yóbbu dañ xam ne ñii am nañ qualification bi maître artisan yi aussi amaale ci seen formation boo xam ne dañ koy bénéficier wu parce que VAE bi ñuy wax mooy valorisation des acquis de l'expérience ñu natt maçon bi ci li mu mën xam ne kii lii la mën ci liggéey ñu former ko ci loolu ci lu ndaw defal ko évaluation natt ko xam ne moom kat métier bi am na ci diplôme bu tolloo ak lii loolu lu am solo la kon boobu projet ñun bu ñëwee rek dañuy yàkkamti vraiment ñu teg ko ci yoon liggéey ci ndax artisans yi mën ci bénéficier wu mais liggéeyam yéex na lool d'accord doo xam sax vraiment en tout cas mais ci wàllu accompagnement yaa ngi wax wàllu accompagnement récemment ñoo ngi wax ni dañuy jàppale ñii di artisans yi au-delà ci jafe-jafe ngeen dund est-ce que maanaam département yi amatul lii di village artisanal daanaka bëreetul wala sax boo amee tamit daanaka ñoo ngi raaf mais est-ce que jotul tamit ñu gën a renforcer foofu
waaw département yi ay village artisanal loolu dégg nañ ko ci 45 départements yi. mais ba léegi wax lu wax la lu ñuy dégg rek. xam nga tey bu ñu déggee ci conseil des ministres bi weesu li ci président de la république wax son excellence wax ci secteur de l'artisanat. bu koy wax yow en tant que artisan da ngay sentir sa bopp da ngay kontaan. mais li ci ëpp nag day nekk ay wax rek. sur le terrain dara nekk fa ci tiroir yi après doo ci déggaat dara. loolu nag moo tax ñun fi mu ne nii dañuy jël bal bi au rebond. ndax boo xoolee un peu partout artisans yi ñu ngi yëngatu ñi ngi wax. li jëm ci wàllu jafe-jafe yi donc ci li yéen ñi nga xam ne di artisans yi na ngeen dundee ci localité yi est-ce que bërëb yi yemb na léeg-léeg ñu déggee leen wala sax ci wàllu organisation na ngeen di fas yéene dëkk. waaw ci wàllu organisation moom artisans yi ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax. parce que organisé wu nañu ci ay organisation communale ay organisation départementale organisation nationale. waaw organisation moom bëri na loo xam ne ñu ngi ci critiquer mais vraiment artisans yi moom ils sont organisés. mais léeg-léeg ñu ne booloowu leen ah. non booloo nañu parce que tey le ministre de l'artisanat. ñu ngi koy nuyu bi mu ñëwee pour mu rencontrer les artisans dafa wax ak le président de l'union des chambres de métiers. waaw mooy buntu bi lépp institution la. waaw le président de l'union des chambres de métiers. bu waxee ak le président des chambres de métier benn bu nekk. chambre de métier benn bu nekk dina woo les OPA les organisations professionnelles yi fa nekk. les présidents d'organisation kon organisation am na. parce que am na interlocuteurs yi. ñu ngi fi. tey boo soxlaa Pikine peut-être doo woo ma Sile rek mais mën nga woo ma Sile ak keneen. ak keneen di nga am tout Pikine. boo demee feneen kon organisation am na loolu moom ci suñu gannaaw la nekk. mais nekkatul suñu kanam. li nga xam ne aussi mooy accompagnement yi nga xam ne war nay ñëw ak ndimbal li nga xam ne aussi war nay ñëw ci secteur bi nag. lu ci bëri day yéex a ñëw. yéex a ñëw mais dina ñëw day yéex a ñëw day tag. des fois mën na ni sax day dem ba du ñëw. ndax fi mu fonds force Covid bi. waaw ku ne xam na ni bi ñu président waxee 35 milliards yàgg na. avec le ministre Dame Diop. waaw ça fait plus d'un an. boobu ba léegi ñu ci topp le ministre nouvellement élu muy le ministre Pape Amadou Ndiaye moom mooy le ministre de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. kon artisanat dafa am ministère plein. waaw moom sax bi mu ñëwee au lieu de 35 milliards le Dame Diop waxoon. moom nee na 25 milliards. waaw 10 milliards yooyu ci diggante bi ba léegi artisans yi amuñu ci explication bu ñu mën a dégg. 35 milliards la ki annoncé woon kii ni 25 milliards. kii ni 25 milliards. loolu la ñu wax bi mu ñu woowee à Diamniadio bi ñu rencontrer les organisations professionnelles. d'accord. kon 25 yooyu moom nee na mu ngi ciy liggéey. pour séddale ko. bi mu soog a ñëw 5 milliards lañ ko jox. waaw 5 milliards la ci jotagul 5 milliards yooyu sax séddaleem des. mu des 20 milliards. waaw kon mën naa ni le tiers ci li ñuy jox artisans yi jotaguñ ci. loolu nag nekk na jafe-jafe boo xam ni artisans yi moom dem nañu ba. mënatuñu muñ loolu. moo tax boo xoolee la presse un peu partout. waaw dañuy inviter les artisans ñu ngi ci ay points de presse ñu ngi ciy def ay sitting ñu ngi ci leneen te dëgg nag loolu nga xam ni lu war la ci ñun muy suñu alal. ñuy nekk ay contribuables sénégalais. le président di dimbali artisans yëpp di dimbali sénégalais yëpp di ci boole artisans yi. moom artisans il faut ñu wane ni kat lii suñu alal la nan ñu ko jox. d'accord waaw kon ci yéen ci la ngeen di xaar fu mu ne nii ak ndaxte ñoo ngi wax ci wàllu réforme yi ci jëm wala organiser leen ndaxte ministère plein ngeen doon laaj am ngeen ko mais la ngeen di xaarandi actuellement ci ministre bu bees bi. très bien El Hadj Moussa question bi neex na ma lool ci réforme yi ak ministre bu bees bi. réforme yi dañuy wax ay réforme chambre de métier. le ministre réforme chambre de métier le ministre Dame Diop liggéey ci liggéey bu rafet ànd ci ak les organisations professionnelles yi may wax. ñu dem Saly def fa 2 jours di waxtaan ci loolu. la ñu fa tënkee pour réformer secteur bi loolu bëgg nañu ministre bii ñëw jël loolu ku def mu nekk continuité. parce que jàpp na ni réforme yi lañ fa wax. bu ñu ko jëfee rek secteur artisanal dina jóg ci kanam. beneen bi le ministre nouvellement élu dafa ñëw nekk ministère plein. mais am budget bu tuuti. 4 milliards ci secteur de l'artisanat loolu c'est presque rien. c'est presque rien. ku xam ni 97% ci économie informelle. 46% yi moo koy représenté. dëgg. waroon na minimum am benn budget wu 60 voire 70 milliards quelque chose comme ça. mais 4 milliards. 4 milliards c'est vraiment minime. d'accord te bu dee ci formation professionnelle bi. jàngale bi ñun ñoo ngi ci parce que apprenti la ñuy jël comme ni ma waxee. dugal leen ci atelier yi. former leen yar leen
jàppale leen wutal leen matériel ñu dem liggéeyi kon employabilité boobu ñuy wax. nañ ci secteur bi. très bien. nañ ñu jox budget bu am doole ñu mën a suqali suñu secteur bi. réew mi mën a dem ci kanam. jërëjëf Massila Gueye ñu ngi fàttali ni tamit yow bokk nga ki jiite maanaam ku yaa jiite li nga xam ni nag moo di fédération artisan yi nga xam ni ñoo nekk ca département bu Pikine ñoo ngi lay gërëm de sant ci intervention bi. voilà kon xam naa nag waaw ñu jël sëñ Moussa Niang waaw moom nag sur le plan national yëngatu na bu baax a baax ci wàllu artisanat ñu xam ràññee ko lool ci liggéeyam ci jëm ci fànn woowu kon nag moom tamit ñu fas yéene dalal ko tuuti balaa ñoo ubbi antenne bi ci 88 628 98 98 xam naa nag moom la ñuy dalal léegi Moussa Niang bi nga xam nag moo jiite conseil national des artisans du Sénégal bokk nag ci ñu yëngatu tamit ci wàllu bijouterie ñu ràññee leen ci bu baax a baax kon nag ñu sëñ Moussa Niang ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Moussa. waaw Moussa Niang yow yaa jiite conseil national des artisans du Sénégal dégg nga ci Massila lu ma wax ci wàllu li attente yi ci ministre bi yéen kuréel bi nga xam ne daanaka sax sur le plan national implanté wu ngeen partout ci jafe-jafe artisanat. fu mu ne nii est-ce que jàpp nga ni war nañ ko mën a yëkkati très rapidement pour que nag ki nga xam ne moo di artisan bi mën cee gis boppam bu baax. waaw salaamaaleykum ñu ngi nuyu waa Sénégal yëpp waa Sud FM Moussa ñu ngi lay nuyu bu baax di la gërëm ci thème bi nga yëkkati am na solo bu baax a baax. bon yaa ngi wax ci artisanat defe naa employabilité des jeunes insertion des jeunes. surtout defe naa mooy par rapport au communiqué du conseil des ministres bi nga xam ni président de la république wax na ñu def benn projet spécial pour la refondation de la politique artisanale. Je pense que ñun lu ñuy rafetlu la encore de plus soo ko seetloo def naa mës nga def waxtaan bu mel ni novembre passé. oui. yaa ngi doon wax ci loolu. déggoonte woon nañ ci mbir moomu mooy bi nga xamee ni juste président wax na dafay teg benn ministère de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. oui. defe naa vision boobu ci le président nekk ba léegi nan laay def ba sukkandiku ci artisanat pour jox ndaw ñi liggéey pour jox benn artisanat boo xam ni dina am ay entreprise wala ay micro entreprise wala ay petite entreprise yoo xam ni dina jëriñ Sénégal nan la koy jëriñee mooy ci wàllu formation des jeunes ci wàllu employabilité des jeunes ci wàllu insertion des jeunes mais ci wàllu aussi création de richesse mais ci wàllu aussi participation à l'économie de ce pays. defe naa chaîne boobu la ñu war a teg tey jii ci artisanat. maa ngi nuyu sama naataango bi génn léegi Massila c'est vrai que moom rek doy na ci wax ji. parce que artisan moom su waxee rek presque dina waxal ñëpp. ñun ñoo bokk lépp ñoo bokk dans les organisations professionnelles ñooy nekk di gisee toujours. mais c'est une attente réellement par rapport ak refondation parce que yaa ngi wax refondation te d'ailleurs ci refondation boobu ministre bi nga xam ne moo jiitu daje nag artisans yi est-ce que duñu dem un éternel recommencement ku nekk bëgg a ñëw indi sa des trucs comme ça te alors que les documents yoo xam ne mën nañ si moo ngi fii. non Moussa yaa ngi wax recommencement xam nga c'est-à-dire sama naataango mi ngi ko wax ni presque jaar na fi jaaraat fi. oui. xam nga damay faral di fàtte en 2013 président mi ngi fi ñëw en 2012 2013 rek dafa def benn conseil des ministres décentralisé mi ngi ko defee woon Tambacounda. waaw. boobu dafa laajoon ñu defal ko benn stratégie nationale de développement de l'artisanat defal ko les réformes des chambres de métiers. pour mu nekk ay këru artisans yoo xam ne dina mën a jouer pleinement leur rôle dans l'économie de ce pays. ñu càmbaral ko les missions de l'agence pour le développement les mises APDA agence pour la promotion et le développement de l'artisanat ñu càmbar ko ba mu méngoog jamono. donc commande boobu defe naa suñ ko réaliser woon. waaw. dépassé na stade bii. oui. beneen bi en 2014. ñu teg ci at. mu def journée de l'artisanat. mu war a nekk benn moment d'évaluation ma ngi ko defe woon ngaay muy dëkku artisanat may nuyu ñoom Assane Kassé ñi fa nekk. mu def boo foofu benn journée de l'artisanat. ñu war ko di def chaque année xam nga loolu lu mu doon jëriñ. mooy chaque année ñu ñëw évaluer li ñu def ci artisanat.
ñu ñëw évaluer politique boobu su jubul ñu jubbanti ko ñu ñëw tegal ko président ni ko lii ak lii fii leen bëgg a jëm voici les projets yi nga xam ne dina demal artisanat mu jubal. mais benn yoon boobu lañ ko def. waaw ba léegi amatul donc loolu day wane ni. président bëgg na mais xaw ma ñi muy sant la wala yu demee noonu mais dafa mel ni ñi muy sant defuñu liñ ko liggéey. boobu dañu leen woon impliquer les acteurs defe naa danoo toog ba en 2019 xaw ma 2020. waaw soog a woo les acteurs. ñu commencé jàngat yooyu defe naa amul benn rapport bu tegu ci table parce que rapport tegoon ci table dañuy ñëw rek mise en œuvre loolu. et puis xam nga artisanat aussi c'est-à-dire li ñuy xaar dëggantaan mooy la mise en œuvre concrète. ouais des politiques. et en plus de cela l'implication des acteurs il faut que les acteurs qu'on puisse les impliquer. mais ñu nekk dans les instances de décision. mais Moussa doguma la Moussa Niang doguma la mais est-ce que du bukki bu màtt ñeneen ñi ci yeneen secteurs yi moo leen màtt ndaxte nag un problème de suivi et d'évaluation léeg-léeg ñu annoncé ay projets wala ay des plans à la longue nag du mujj fenn. waaw justement c'est-à-dire xam nga loolu moo màtt ñëpp parce que tout simplement. ñun nag li ñuy xaar tey jii mooy impliquer les acteurs ba nga xam ne dinañ mën a def suivi bi. di def évaluation périodique bi. di xool li doxul li jubbanti ñuy jubbanti ba nga xam ne dina dëppoo mbir mi parce que loolu dafa aju ci sunu développement. des entreprises parce que dama ni la xam nga exemple yaa ngi naan conseil national des artisans du Sénégal. ñun on l'a mis en place en 2017 après juste benn recensement général des entreprises. parce que dañu recenser entreprises yi ñu boole ci artisans yi ñu ni gars yi mais yéen vous êtes actuellement des entreprises. qui dit entreprise. dafa war a am noo doxee. dafa war a am pour la protection sociale ngay affilié parce que da ngay gis mécanicien bi gaañu fii du am fu mu fajoo wala accident fii du am fu mu nangam maçon bi daanu et cetera. ñu ni leen il faut préserver vos ressources humaines on parle de capital humain. nan leen accompagner affiliation à l'IPRES affiliation à la caisse de sécurité sociale ngeen gëm seen bopp. mais nag aussi ngeen nekk des entreprises contribuent à l'économie. di fay. léegi nag gis nga solution yooyu yëpp. UEMOA. xam nga dafa mettre en place benn code communautaire de l'UEMOA. il faut le mettre en œuvre. code bi lu muy wax. ñun dama ni il faut le mettre en œuvre parce que tout simplement xam nga lu tax. tey jii sur le plan juridique Sénégal. entreprise artisanale cinq salariés la mën a am. 5 salariés. waaw mais code communautaire de l'UEMOA dem na ba 25. waaw xoolal gab bi. xoolal date bi donc il y a 20 de plus. il faut le mettre en œuvre ca beneen bi aussi. code communautaire boobu day dooleel les chambres consulaires. chambre de métier da leen di dooleel forcément. mais yow jàpp nga kon liggéey bi dafa war a commencer ci chambre consulaire yi nga xam ne daanaka sax da ngay gis ni président de chambre de métier bu def 50 ans bon à la retraite boo tey mënuñu ko changer ak ñeneen ak ñeneen. mais justement il faut avoir des chambres consulaires fat kër. su fekkee da ngaa nekk ci biir kër. mun na sax. ñu ni leen noonu dañ lay defal leneen nan defar kër gi ba mu mën a accueillir ñëpp. ba nga xam ne dina maanaam ñëpp dinañ ko xemem artisan yi ñëw inscrire ci. absolument parce que artisanat aussi dama koy faral di wax du secteur informel Moussa. non du secteur informel parce que tout simplement. artisan boo gis dafa am carte professionnelle am. su nekk entreprise ñu répertorier ko au niveau des chambres de métiers. mu am ñu répertorier ko donc. loolu dalay woon ni du secteur informel il faut ñoom ñu teg ci loxo def réforme yooyu aligné wu ci UEMOA mettre en œuvre le code communautaire dooleel les chambres de métier bari na incohérence yu am apprentissage ñu yóbbu ko dans les chambres de métier ñu gérer ko jéem a alléger l'instance politique def aussi ay instances techniques yuy liggéey ci politique artisanale beneen bi président de la république dafa wax ci communiqué bi que nan xool zone yëpp am na benn zone boo gis am na benn potentialité. te artisanat même quand on parle d'agriculture de la pêche yooyu yëpp day am artisanat avant. pendant après. parce que transformation primaire non li ñuy bay. yi ñor. mais artisanat yi ñoo koy def. tey jii demal Casamance ñaata produit moo fay yàqu. pourquoi pas dooleel loolu sunu femmes yi dooleel leen yokk seen xam-xam. yokk seen mën-mën ci affaire emballage su boobaa dinañ defar ay jus yi. ay leneen ak leneen yi fiy ñor yëpp
et puis inciter nos jeunes aussi à épouser ces métiers. Ouais. Mais xam nga mettre en exergue ces métiers xool success story yi wane leen xam ne jeunes yi aussi war nañ mën a tedd fii. très bien voilà. beneen bi. oui allez-y. sur l'emploi beneen. mooy xam nga tey ji artisan boo gis. exemple da nga naan Mathilda mi génn lan la man ñaw. di tailleur la def. ouais. couture la def. mais am na loo xam ne peut-être mënu ko. mooy gestion management marketing technique de vente. ouais. mais loolu la école de formation yenn yi fii di jàngale. pourquoi pas coopter des étudiants intégrer les en management en nangam ñu ñëw dooleel petite entreprise boobu ñu pousse leen ñu dem. beneen bi aussi gis nga xaalis. ouais. Moussa. waaw. il faut ñu dooleel l'existant ki nga xam ni jógul jàppul ci dara mu commencé jóg ba toll fenn fi. nga jox ko xaalis mu pousse. ouais. mais soo fekkee koo xam ne pratiquement mësta manipuler 10 000 francs. nga jox ko xaalis amagul benn projet wala mu dem benn waaye bindal ko projet. mais yu ci bari day tomber à l'eau. très bien en tout cas ñun dañoo gëm ni. l'artisanat peut éradiquer la pauvreté. ouais. te gëm nañ ni aussi président am na cette vision. ouais. donc je pense qu'il faut bien impliquer les acteurs. ouais. tey jii nag bon parce que yaa ngi wax léegi ci fonds Covid bi la. ouais. fonds Covid bi. fonds Covid bi bon c'est vrai que lu ñuy sant yàlla la. ouais. gars yi jot ko mais nag buñ ko def loo xam ni dañ naan te 150 000 la quand même. su fekkoon benn entreprise da nga koy jàppale jox ko 150 000. nga toog 2 ans joxoo ko mais soo ko diviser par mois ñaata la. ouais. kon loolu dañ ci war a gaaw mu jeex ñu nekk ci l'essentiel bi nan la ñuy pousser. ak entreprise artisanale yi ñu mën a recruter jël xale yi. ouais. ñu mën a employer ñu mën a créer de la richesse. et le mobilier national ndaxte léeg-léeg ngeen jooy ni bon importation bi bari na est-ce que foofu tamit war ñu ko saytu xool li nga xam ne mooy liñ fi maanaam préférence nationale bi. waaw mais moom la ñëpp bëgg mooy maanaam xam nga tey ji gars yi léeg-léeg nga leen di woo ñenn ñu naan la yéen. seen finition yi ñoo baaxul seen liggéey yi ñoo baaxul. ma ni leen kon yéen a échec yéen ñi dénkoon artisanat ba léegi. parce que su leen joxee cahier de charge ni leen yéen dañu bëgg ngeen pousse artisan yi pour plus de productivité plus de compétence. une production de qualité. ngeen dem ba jékki-jékki toog naan gars yi nanga mais yooyu maanaam yéen a échec. tey jii mobilier national yooyu yëpp. et puis gis nga artisan yi. dañuy wax suñu waxee ca yàlla tax. bari na ñoo xam ni dañuy jógee bitim réew ñëw teg fi benn structure. mais artisans yi la ñuy liggéeyloo ñenn ñi di leen exploiter demal jam ñaar bi ñoo fay gis ay maçon sénégalais. ñoom la ñuy jël di ko exploiter am na ñuy jëlee fii ay nit. ay étrangers ay sénégalais di leen yóbbu bitim réew. bari na loo xam ni taxaw na sunu sous-région bii. ay ouvriers sénégalais lañu woowoon demal Gabon. demal Gambie gi ñuy jigee demal Mali da ngay gis menuisier yi nangam ñoom ñooy fa nekk di liggéey. nanu dooleel suñu architecture bii ñu am muy économie artisanale. très bien pousse leen ñu nekk des micro-entreprises fortes di former xale yi di employer am na ay projet nag yoo xam ne ñun ñëpp dañ koy saluer. ma si la dugg na ci mooy PEJA. oui. projet à l'employabilité des jeunes. non. waa projet de formation là des jeunes par l'apprentissage. c'est bien mi ngi viser 32 000 apprenants. ci 8 000 entreprises. artisanales. 8 000 entreprises du secteur de l'artisanat la ñuy jël. mu dugal 32 000 apprenants lu bien la. mais y a pas photo ak tey jii ñu ni la parce que bi président ne day jàppale entreprise artisanale yi dafa génne 35 milliards. kenn ku ne ñaata leen wax ngay am 150 000. mais fee ñu ne 25 milliards lañ fa wax. waaw léegi xam nga non waxuma ci gab boobu xam nga loolu potentiel bi ñaata la Moussa. loolu mooy 250 000 entreprises. su fekkee noonu la demee 250 000 entreprises. 250 000 entreprises su fekkee da nga bëgg a former ay xale dugalal fenn fu ne ñaata la 750 000. ok xale. dugalal fenn ñetti nit ñoo xam ni kenn ki day ñëw jàppale waa ji ci gestion kenn ki ñëw jàppale waa ji ci marketing kenn ki ñëw jàppale waa ji ci management. ñaata la 750 000 emplois. donc am na yu fi nekk am na yoo xam ne nag président waxaat na ko ci biir wax ji mooy que dañuy jàppale nit ñi ci ay matériel de pointe. des équipements de pointe. xam nga aussi am na projet yoo xam ne am na fi mais dañ ko war a évaluer.
Mais la maison de l'outil, à mon avis, mais la maison de l'outil, c'était quoi? C'était juste pour appeler. Mais justement, moi, la maison de l'outil. Ouais. Mais non, mais artisan yi, xam nga su fekkee ni mu configuration boobu mooy outil. mooy li nga xam ne yow am nga ko ba pare mais soxla woo ko. Ouais. li entreprise du secteur de l'artisanat am ba pare soxla woo ko. On a besoin des équipements de pointe yoo xam ne tey jii soo ñëwee ci man mënuma ko am. te mënu ko am parce que cher na trop ñu xool dernière génération. Ouais. En plus de cela ñu bokk muy amaale renforcement de capacité nga xam da nga koy teg fenn muy prestation de service. Ouais. beneen bi aussi mooy il a parlé de l'aménagement des territoires mooy site dédié. Waaw. Dans nos départements, dans nos communes. soo xoolee suñu département yi mais artisanat moom moo fi nekk. Ouais. Donc ñoom aussi ils ont intérêt à booster ce secteur privé local ñun loolu mooy seen secteur privé. Très bien. ñun pensée boobu la am quand on parle de patronat on dit que non le secteur privé local le secteur privé qui est plus proche. Qui a une proximité avec les collectivités locales c'est l'artisanat. ñoom aussi dañu war a pousser cet artisanat à plus de productivité. Parce que loolu mooy créer richesse aussi dans nos communes. Ouais. Très bien. Donc du artisanat dafa transversal. loo xam ne franchement. Ouais. tey dañu bëgg mu nekk la bonne. mooy décision bi. waaw mu nekk. loolu la ñu def. waaw mu nekk loo xam ne dañ koy daal di mettre en œuvre. nag waxtaane ko. très bien mais bëgguñu aussi mu nekkaat saupoudrage gars yi jógandoo nii. waaw effet d'annonce quoi voilà effet d'annonce rek. ñu tombé waat lépp à l'eau. très bien je pense que président ba mu ñëwee heure bu defee conseil des ministres. d'accord soo ko abul bii yoon dina moderniser le secteur de l'artisanat. d'accord inchallah. tey jii nag on veut évaluer diagnostic mise à niveau aller de l'avant. merci beaucoup Moussa ñoo ngi lay gërëm la sant ci intervention bi kon il fallait que ñu laaj ñoom tamit ñoo yëngatu ci l'artisanat di Moussa Niang di président national des bijoutiers du Sénégal ancien je veux dire waaw en même temps ci tamit nekk ki nga xam ne moo di Massila Gueye moom tamit nekk fédération donc des artisans du département de Pikine waaw ñoom nag laa doon laaj léegi seen xalaat ci loolu nag ñu ànd ak mbokku auditeurs yi ci 88 628 98 ci li nga xam ne moo di dogal yooyee ñu jël est-ce que comme nu mu ko waxee rek du doon loo xam ne dañ koy waxaat rek ak ci forage daal xidem ndaxte nag daanaka ñoo ngi wax ci wàllu dimbal gi déjà coow li bëri na ci ak yeneen jàppandal geeg yooyu yëpp kon nag yooyee tamit ak ci ñu naal xam naa nag du ñàkk ñu jóg ak madame Mbaye ci kanam moom moo yoroon projet PEJA bi mosoon naa jël ci moom ci benn reportage waaye nag dinañu xool su nekkee jàppandi na moom tamit ci fànn woowu lan la ci def ñu jox nag ci 88 628 98 bañ leen suñu leen dégtalee émission lii ba pare après nag daal di jël ñi ci ligne bi. émission bi di loo ci xam. pharmacie nationale d'approvisionnement moo leen koy may. pharmacie nationale d'approvisionnement di PNA di leen taxawu ci ay garab ci générique muy garab yi nga xam ne garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp. office national bu assainissement bu Sénégal ñu di ko wax ONAS dafa dellu di ñaaxaat askan wi ci mbalit yu dëgër yi nga xam ne moom la ñuy faratal di sànni ci bépp réseau ONAS nga xam ne ndox yi du mën a dem ni mu ware di jur xet gu bon di indi ay jafe-jafe ci sunu dëkkuwaay ak li ko wër képp ku nemmeeku nag yii gàllankoor ONAS tegal na leen fi numéro bii ñuy wax 81 810 12 81 810 12 numéro bii ñu leen jox mën ngeen cee woote waxtu wu ne bés bu ne ONAS dafa taxaw jonn ngir sellal sunuy dëkkuwaay ak li ko wër. PNA di pharmacie nationale d'approvisionnement ak ONAS office national de l'assainissement du Sénégal ñoo leen di may seen émission loo ci xam ak El Hadji Moussa Thiam. voilà kon di gërëm bu baax a baax ñi nga xam ni ñoo di waa ONAS ak tamit ñiy jàppandal ci wàllu liggéey bi gis ngeen nag ca liggéey bu ñuy amal moo di daal di dimbali askan wi jàpp leen ci wàllu li jëm ci ndox bi nga xam ni maanaam jëfandootuñ ko muy eaux usées yi mu ci eaux usées domestiques yi ba ci nag ndoxu taw yeeg yeneen nag ba ci industriel bi nuñ ko jàppale daal sànni ko ci yeneen bërëb te mu bañ a indi benn loraange
ci askan wi waaye tamit di gërëm bu baax pharmacie nationale d'approvisionnement si seen taxawaay ci liggéey bi nga xam ni ñoo ngi koy jàppandalal fépp garab sur seen ci Sénégal nag ci jëm ci wàllu produit essentiel yi ñu jël las ñi bëgg a bokk ci waxtaan wi ci 88 628 98 98 asalaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam ku baax na nga def. waaw sëñ Moussa na ngeen def caam. waaw sant ba. Alaaji Ayo ba loo bu ñoom rek. waaw Alaaji Ayo ba ñoo ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay siyaare di la ndokkeel di la ñaanal. jërëjëf. di nuyu bokki Sénégal yëpp. ñu ngi lay fay waaw. di nuyu mboolem ñi yëngutu ci secteur privé bi. rawatina wàllu artisanat bi nga xamante ne ñun ñëpp daanaka ci lañ nekk ak sunu njaboot. est-ce que. ñu ñaanal sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makar ma axlaax yàlla na fi yàgg te wér. wallaahi amiin waay. di nuyu sama xarit boobu di Alaaji Xaya Guèye. waaw. ak Boy Diaw. ak Adja Soda Dieng bu Touba ak Maam Mor Diak bokk yi fi woote yëpp rek. dëgg la jërëjëf. bu ko defee nag artisanat bi ngay waxtaanee chambre de métier bi nekk Louga ku ñuy wax xaali mbeng waar moo ko jiite. wax dëgg di ci def ay procès di ci def ay yëngutu artisan yëpp mu di leen dajale. ba fi mu toll nii ndimbal li nga xam ne moo jot a ñëw première tranche bi yegsi na deuxième tranche bi moo des. la ca dolli ko at am nañu jot am nañu jotagut. tey fi mu toll nii bépp artisan boo xam ne amoo woon carte tey jii fi mu toll nii yaa ngi koy riccu yaa ngay daw di lijjanti ji carte ndax nit ki lu muy yëngutu da caa war a fexe ba. waaw identifié. këyit bu mu ca war a am mu am ko. dëgg bu bëllëgee lu ñu cay woote woo ko lu ñuy joxe jox ko bu ñuy laaj ko. bu ñu formation amee ba mën ko woo waaye nit bu fekkee da ngay yëngutu ci métier te amoo wenn këyit buy mandargaal ne yaa ngi ci métier mi. looloo day xaw a doy waar. waaw. fii de mboolem xale yi nga xam ne dañuy jàng bu ñu leen dàqee wala ñu mënatuñoo jàng wala seenum xel néexut ñoom ñëpp dañuy daw dem ci artisanat bi. dëgg la. ba tax na kon artisanat bi muy secteur privé bi dañ leen a war a dimbali dañ leen a war a jàppale ci ay procès ci ak ay formation beneen ba ci dolli kon muy chambre de métier yi mënut a ñàkk ndax chambre de métier ak chambre de commerce daanaka ñoom ñooñu li ñëpp dañuy bokk ci ñiy tënk artisanat ñu xool ku mel ne Serigne Mbacke Madina Mboup ci chambre de métier bu Kaolack moom itam wax dëgg muy def ay jéego yu am solo waaw te yooyu li yëpp day daal di réperté wu ci artisanat bi ba tax na kon artisanat bi bu ñu leen jàppale secteur privé bi jàppale chambre de commerce yi ak chambre de métier yi loolu lépp day dellu si waat ci emploi des jeunes rek waaw ba tax na kon nañ leen jàppale bu baax a baax a baax a baax wet buñ ci gën a mën a jàppe rek nu gën ko cee mën a jàppe loolu bokk na ci li nga xam ne dana rafetal liggéey bi te dana rafetal toogin wi bu ko defee ñu gën a dimbali réew mi ci li ñuy jëlee bitim réew ci ay meubles wala loo xamante ne waa réew mi mën nañ koo defar ñu jox leen ci cër ndax boo xoolee meubles yi ñu jëlee bitim réew muy lal yeeg armoire yeeg fauteuil yeeg lu mu mën a doon waa réew mi mën nañ koo liggéey bu mucc ayib wala yu dàq yooya wala yu gën yooya te day daal defaat ci réew mi defaat ci waa réew mi ba tax na kon li ñuy jëlee ci bitim réew yi ci bëree bëri waa réew mi mën nañ koo liggéey dëgg la kon yooyu la yëpp nag mu di ci bàyyi xel ci marché yi ñuy joxe ak procès yi yooyu yëpp da ciy bàyyi xel artisanat bi ndax ñu mën koo gën a mën a soxali kon nag ñoo ngi leen di sant bu baax a baax di leen jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Ayoba kon ci loolu yi nga xam ni daanaka ànd dëcc ci 88 628 98 98 nag ñu xool ndax est-ce que li nga xam ni daanaka ñoomee naan lañ ko ak i jafe-jafe yi li ji nga xam ne moo di artisanat yi moom la ñuy jànkoonteel est-ce que loolee dana am jàppandal ndaxte nag bu weesoo li nga xam ne sax moo di ndimbal gi waaye tamit nu ñu war a organiser lii di secteur bi ndaxte ñu bëri jàpp nañ ni daanaka daal buñ ci jaaree mooy gën a suqali li nga xam ne daal moo di gox yeeg goxaat yi ci fépp si Sénégal. asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. ku baax ñu ngi lay nuyu. ñu ngi nuyoo di ziar sëñ Moussa. waaw kooku. Amar la waaw sëñ Amar bisimilah. waaw macha allah. ñu ngi lay nuyu. xam naa daal jërëjëf yéen waa Sud FM. dañ ngeen seen waar ci secteur bi. waaw nit nga waxtaan bu am solo de. mais dama yaakaar ne daal état yii fi jógee nii ni ñu toftaloo ni lañ boolee ni lañ toftaloo ñoom ñépp daanu ci secteur boobu. procès yi ñuy jël ak xaalis biñ ciy def réglé woon na secteur bi bu yàgg. waaw yàgg naa la wax fii xëy xale moom dañ koy utal xëy. dafa war a am xëy mais kenn waru ko ne yaay kër yi am xëy sànq am na ku ko junju. ku amagul expérience manigancé xaalis ak xaalis ni mu doy waar fii ci dëkk bi ak gis-gis biñ ci am. nga ne ko demal bind procès mu ñëw nga jaar ko ci politique jox ko xaalis yàlla rek kay buur de waaye daal pour mu génn ci dina jafe. dañu war a recenser entreprise yi fi nekk xam leen teg leen ci ay conditions. bañ leen a nu ñu leen di lijjantee kenn ku nekk ñu laaj la lan moo la teree dem. jaar ak yow foofu ñii am na problème mu suufe leen teree dem. waaw ñii financement ñii lii suñu jaaree ñoom foofu ba pare nag si ku fote ñu sanctionné la.
Moussa am na entreprise yoo xam ne fii yaatal bëgg place bu ñu toog rek bu lew. moo leen teree dem. waaw. lan moo tax ñooñu boo demee jam ñaajo fële am na fa approche bu état bi teg. mais nañ ñu wax approche suuf si muy joxe kan la ko jox. waaw ah ñu ne ci secteur bi la ñuy yëngutu man tegu ko ma sama bët ku ci am. lan moo xew. approche man ñi ma xamoon fii boo wëree boo côté Mali gi Parcelles Assainies jëm fii ñi fi nekkoon ci ay kër ak roq yëpp génn nañ leen. waaw seen machine yi mu ñëw tàkk ci biir nit ñi nangam. mais ñooñu war nañu am possibilité entreprise boobu du dee. waaw. war na mën a am fu mu dem ñooñu li ñuy laaj du koppar yu bari moo koy def. parce que suuf bi nga leen di jox bu leen ko may. bu leen ko may lebal leen ko. ci njëgu jaadu ñuy fay. bu leen jox kayit bi 100% buñ ko mën a jaay. mais yu mel noonu moo téye dëkk bi di génne ay milliards di naan xale yi bindal projet kii yooyu moom 10% yi sax du dem. waaw 10% yi du dem nañ dundal entreprise yi fi nekkoon ki fi nekk menuisier. waaw yàgg ci. daan former ay xale am expérience am ci client am ci yëppam. nañu fexe ba entreprise boobu gën a dund. bu ñu demee ba dëkk bi toll fii mu toll bu doon jël 10 personnes ñu fexe ba mu jël 20 personnes. toog di toppatoo leneen mais li ki def politique la de. politique la. très bien te boobu moom balaa dund dañ koo dundal ak ñi nga xam ni. moo ne ci seen xol moom la ñu gëm moom la ñu xam nga jàppale leen ba ñu dund ci. mais waaye mënoo ci andi ñu bees de. mais est-ce que li ñoo ngi wax ci wàllu communes yi est-ce que communes yi tamit waru ñoo dimbali artisans yi ndaxte mu noonu loo xam ni daanaka ñoom dinañ am ay bërëb yu ñu liggéeyee. waaw ci moom la dogee kon ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 asalaamaaleykum. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. kilifa gi ñu ngi ziar baax. ñu ngi lay delloo ziar tur bi ak fa ñu woowee. waaw kii de Lomfor lañ ko wax dëkk Kaolack. waaw Lomfor bisimilah. waaw di la ziar di la ñaan jàmm xaalis bëree bëri Moussa. amiin yàlla ñu ko yàlla defal ñëpp. di wax ne sa waxtaan am na solo trop. jërëjëf. Moussa gis nga secteur l'artisanal. suñu dirigeants yi xamuñu sax lan lay jëriñ ci réew mi. waaw. Moussa loo xam ne lu baax ci réew ñoo ko defar. artisan mooy fekk fu dara nekkul mu def fa dara bañ fekk fa dara. xale bi état bi jël formé ko 50 ans théorie rek lay def werante. mënul pratiquer dara. artisan moo lay jàpp formé la ci 5 ans nga mën teg defar luñu teg loxo. kenn du am produit kuy produire dara nga di ko bàyyi ginnaaw. balaa ngay dem mbay ba ci tool yi di mbay artisan ñoo defal matériel agricole yi. ñooy defal saret defal moyen de transport. balaa ngay nappi ñoo lay defal li ngay nappee yow sàmmkat balaa ngaa génn ñoo la solal yére tabax kër goo dëkk kooku boo ko fàttee réew mi am na problème. kon xamuñu secteur bi ñu nekk lan la ak yan la ñu ko dénk xamuñu lu muy jariñ. li muy réglé ci problème d'emploi kenn réglé wu ko. dëgg la parce que 126 corps de métier amul benn filière boo xam ne état def na ci mos na ci def dara 1966 jusqu'à nos jours benn régime bu mos jaar. def ci lu tax filière boobu yëg ne lii la ñuy defal amul. léegi ba pare di théorie jëm kenn xamul nañ bàyyi caaxaan yi importation ñu wàññi ko. gis nga bu fekkee ministres yi ak députés yi bàyyi wuñ di jëndi matériel importé yi. parce que ministre ak député amul sañ-sañu gagné marché. mais dañuy créer ay entreprises fictives yoo xam ne seen doom yi seen jabar lañu ko jox. di dem jëli meuble import di ko def ci biir suñu bureau yeeg yooyu. at bu jot 600 milliards ñu jël ko nguuru Sénégal jël ko jënd ci ay matériel mobilier bureau. équipement médical équipement scolaire. même dàll police ak gendarmerie bi ci seen magistrat yi. dañ ko ñëw di leen ko jox. yow seen magistrat ñu ko joxe 1 million 200 000 benn magistrat. nga gis téer bu ñëw ba màggat mosul gis 1 million loolu jaar na ci réew. il faut ñu jël si waat ci secteur bi laaj lan la laaj. dooleel chambre consulaire yi. secteur informel amul état moo informel ci côté boobu. xam nga lu tax Moussa ma wax loolu. waaw apprenti chauffeur nan lay jàngee oto. ana waa avance lan nga ci marché pied. mais bi mu soxlaa diplôme d'état dañ ko defal benn ingénieur bu ko xaar service de mille mu def examen ci kanamam. dëgg la ba mu admis ci catégorie ban sa poids léger. kan moo ko dugal ci informel. ku xas ba am sa gis nga kenn ñemewul dawal oto te amoo permis. la moo tax artisan ñi may ubbi benn place te amul carte professionnelle. mooy état seetaan na yooyu noonu. duñ créé ay sites yoo xam ne ay day nekk ay zone artisanale. filières yi bokk ñu regroupé leen bor boobu au moins sax maire yi di fexe ba foofu ñu regroupé weer dee kenn ku ne di am looy dugal ci compte maire bi. mais mu jëriñ leen ñun ñoo encombré dëkk bi état bi di seetaan loolu. ñu créé ay centre de formation. yow bu ñu tabaxee arène nationale def ci 32 milliards muy arène de lutte lan la ñu war a defal artisan yi. est-ce que bëri dafa jariñ lu artisanal jariñ ci réew mi. ñun ñuy defal état lu munut muy ay mocce délinquant genn wàllu bande xale bu dem ba nar a yàqu ñu récupéré indil ñu la ñun artisan yi. ñu defar la ba pare delloo lu société ngay contribuer ci économie. te 45% bi Sénégal artisan ñoo koy contribuer. taxe bu état bi teg ci kaw commerçant bi mu tegaat ko ci kaw artisan yi. ñooy jënd produit yëpp nag. dëgg la yi couture yi def yëpp ñoo koy jënd. garniture yi fourniture yi. menuisier métallique menuisier bois ñoo jënd bagage yëpp. il faut état comprendre loolu. c'est important. dooleel secteur yooyu pour que ñooñu mën a delloowaat li ñu am ci état bi. dëgg la loolu moo jaadu Moussa keneen ku la wax leen loolu da lay nax lii mooy l'essentiel bi ñu dooleel chambre consulaire xoolee force fond Covid 19 bi ni ñu def. 5 milliards la ministre wax ne moom lañu génneegoon.
mu ne 30 000 artisans la jox gun la wax 30 000 artisans. waaw ci 136 000 artisans. mu jox gun 30 000 artisans. kenn ku ne 150 000 30 000 artisans xam nga ñaata la. waaw boo ko évalué dafay nekk 450 millions. waaw ci 5 milliards kon nag ana 4 milliards 500 et quelques millions yi def. dëgg la yéeme na. ñu ne mi ngi ci opérateur bi lu tax jaarul ko chambre de métier. chambre de métier répertoire yi fa nekk. ci la base de données yëpp nekk. dëgg la waaw OPA bu fa nekk am nañ sa répertoire. ñu jël président OPA yi. woo leen sa OPA ñaata membre ñoo fa nekk. nga leen tant de membre ñu jox leen sa xaalis boobu ñu dem séddale ko tant de membre yooyu. dëgg la ñi nga xam ne dañu bokkuñ ci OPA yi te am nañ carte membre foofu noonu chambre de métier woo leen jox leen seen xaalis. dëgg la ñi nga xam ne identifié wuñu leen ñu def ay visite conformité yi dem yebal ay ñu dem ci seen terrain yi xool ba xam dëgg loolu dëgg kon loolu leer mu leer gis nga mbir bu ko jox sa waay da nga koy jox waayam dëgg la sëñ Moussa maa ngi jërëjëf ba cri de cœur ngay sentir man actuellement nii waaw non yow kontaan ma suñu dirigeant yi dara l'homme fort bu dem CRD bi ma dekk ci gouverneur laa la bëgg a mënal tuuti rek waaw politiciens yi ñoo wër gouverneur ndax bi su président tuddee xaalis bi ba léegi ñu ngi leen wër waaw 300 milliards jox leen ko bañ tasaare ko waaw tey politiciens yooyu wane nañ li man kenn falu kenn judd créé ci emploi kenn créé wu dara loolu ñooñu da nga gis benn politicien boo xam ne benn maire boo xam ne da ngay am benn oto am 5 chauffeurs wala 6 chauffeurs kon ñooñu foofu la seen emploi mën a yem politicien du jàngal askan wi boppam moom boppam lay jàngal askan wi kooku bu ko jox xaalis yàq nga ko biñ ko tuddee léegi gis naa fa ay responsable politique yoo xam ne ci kanam gouverneur ñoo jël kaddu yi ay maire bu ne jël na kaddu wax mais ñuy dund ci secteur bi waxuñu joxuñu leen kaddu daanaka 100% ñu bàyyi xel jërëjëf yàlla nañu yàlla jubal ma ñu jub di jégalu ci guddal bi nag waaw l'homme fort sa tur ban tur ngay wuyoo El Hadj Serigne Lo président coopérative régionale Saloum Bois voilà très bien merci beaucoup jërëjëf ni moo gën a waaw responsable daal ndax ci nag waaw kilifa la kilifa tamit day wuyoo tur bu am solo El Hadj Saliou ci contribution boobu ñu jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum. allo asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw sëñ Moussa na nga def waay. maa ngi sant bu bëri alhamdulilah. maa ngi lay ziar di la nuyu man la président Ibra Gueye. Ibra Gueye président ñu ngi lay nuyu. maa ngi ziar naka ngeen def. jërëjëf sëñ président waaw. waaw ñu ngi nuyu ñi fi jot a jaar ñëpp. déglu nañu waxtaan bi. mu nekk waxtaan bu am solo. jërëjëf. yaa nga indi thème nag waaye thème bii moom. am na solo trop trop encore. je te félicite encore une fois. bon man may wax ne rek fi may dugalee man sama waxtaan. dëgg la. dinaa ci dugg mooy fi nga waxee ci commune bi te wax bi dagg. waaw. mais dinaa ci dugg aussi tamit wax ne man dama jàpp ne. le secteur artisanat dañu ko war a ndëpp waaw cela veut dire que. man ci lim li gis dañu war a def des assises. ci artisanat. waaw dajale jafe-jafe yépp toog waxtaane ko lijjanti ko. ndax ñu mënuñu comprendre depuis indépendance 1960 ba léegi. waaw artisanat bougé wul. boo ko xoolee ci yeneen dëkk yi Maroc Turquie d'accord ko bokkuñu ay système mais lépp volonté la rek. dëgg la. ñoom da ngay dem da gis seen artisanat. ñu développé dëgg la. mais ñun ñu nekk ci secteur boo xamante ne nii. Moussa difficulté yi foo ko mënta natt. weesu na ko. comme nan. léegi nag man tey loolu yàgg naa koo wax xam nga boo toogee tey ji lu mel ni secteur artisanat. waaw nga xamante ni daanaka genn wàllu population wu Sénégal wala li ci ëpp. ci la ñuy œuvre bu ci jeunes yi seen papa yeeg seen doom yi jigéen ñeeg ñëpp ci la ñu nekk. waaw ñu ne ñu jox nañ ñu ministère de l'artisanat boo xamante ni budget 5 milliards ou 6 milliards la loolu. waaw vraiment ñàkk volonté mënul weesu loolu. oui. tey jii bi président toogee bi mu mercredi passé. conseil des ministres. li mu génne ñëpp xam nañ ko ku ko liir. di nga xam ne lii bu ñu ko defee artisanat mën a sori trop. mais jëkkoon na laaj. mais naka lañ koy defee. waaw jëkkoon na laaj loolu mais bu ñu fuyu affaire boobu doxul ba léegi tey mu indiwaat ko est-ce que du doon ay effet d'annonce rek yu ñu lu ñuy jël rek c'est la ko gars yi après ñu rangé waat ko dem seen noonu. waaw mais c'est ça le problème. parce que secteur bi ñuy politiquer moom la ñu war a baax. loolu mooy problème bi. waay secteur artisanat dañ ko politiquer ba nga xamante ni kenn xamul lu muy nuru. il faut ñu def ci du sérieux. parce que secteur la boo xamante ni mooy développer réew. Sénégal gii bu ñu mayee doole mbay mi. may doole artisanat. problème emploi jeex ci Sénégal. waaw surtout nag artisanat. parce que artisanat liggéey la yoo xamante ne nii ndaw yi am doole ñoo ko mën a def te ñu ngi ci réew mi te ñooy laaj emploi wala. dëgg la. kon donc man sama wax ci loolu lay nekk. bu ma ñëwee nag jëm ci collectivité locale yeeg yooyu. da ngay gis absence bi nga xamante ni artisanat da ko fay am. commune boo gis da ngay siège sax au niveau conseil mais duñ ko wax sax ba tudd artisanat.
te pourtant ñooy fay patente yi yu ci bëree bëri ñoom ñoo koy def. dëgg la. beneen bi nga xamante ni moom moo ci des. tey jii boo jëlee fu mel ni Pikine. def nañ fa arène nationale. ñu ngi nii di fa bëgg a def maison de la jeunesse. waaw. waaye léegi ana village artisanal de Pikine. waaw. non nañu bàyyi farce yi. waaw. nañu bàyyi farce yi. te artisanal ñu jël ko au sérieux. absolument am na ci solo waaw. waaw teg ko ci yoon. oui. man vraiment sama wax man foofu laa koy waxee du ma ñëw di dugg ci ay chiffres ay lii wala laa. parce que lépp mi ngi ne fang ñun ñëpp ñu ngi koy gis. kon loolu urgence la lu maison de la jeunesse nekkee urgence si ñooñu. li nga xam ne moo di tamit village artisanal pour le département urgence la. mais urgence la. mais xoolal le département de Pikine li mu contenir ci ay artisans. ouais. mais amul fenn ci Sénégal amul fenn benn département ci Sénégal. ouais. Pikine li fa nekk ci ay artisans diggante bijoutier mécanicien tailleur cordonnier et tout mais amul daanaka ñoo yor kër yi banlieue bi foofu daanaka daal. waaw voilà mécaniciens yi nekk foofu mais ñu ngi leen di digéer pire ñu nekk ci kàmb Icotaf léegi ñu jëlee leen fa. fan lañ leen di yóbbu. bi ngay dugg si biir Pikine si en face cité Labat Fall. ay kër yi jàmbur lañ occupé woon léegi nangu nañ ko léegi ñooñu fan lañ jëm. duñu xalaat ci loolu te ñun ñu am nañ benn espace coupe néew bu des Pikine. mais nañ ko organiser. waaye ci moom la dogee important c'est important ci moom la dogee kon mbokk yi seen rajo salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Moussa. naam. Alaaji Xaas Mbay la Mbacke. Alaaji Xaas bisimilah. maa ngi lay ziar di ziare Alaaji Boy Diaw ak sëñ Bawol Bawol gëj naa ko dégg trop nag. mais xam naa mi ngi si jàmm ak Adjara Soda Dieng ci Touba Darou. dëgg la. Moussa. naam. xam nga day waxtaane lu am solo. waaye damay wax ne lépp yàlla xol la mais lépp àddina xel la. gis nga tey ci tey boo xoolee arsenal yi ngay wax nii. amul benn état buy jël sa doom dem di ko jàngal métier wala muy jël sa doom di ko wutal fu muy liggéeyee doom képp ku ko jur dafa am àq ak yelleef ju la war ci yow mii waajuram bu jàngal l'école jotee yaa koy dugal école bu jàng arxuraan jotee bu dee julli la force la ci yow nga dugal sa doom mu jàng arxuraanu karim su jàngee ba gimmi nga dugal ko mu jàng l'école pour mu mën a yor addunaam mën a yor boppam ndax ma dar bu darul kenn dar boppam beneen bi ci des tey ci tey boo xoolee muy les mécaniciens tôlier ba ci vulcanisateur ba ci menuisier ba ci ku mu mën a doon d'accord naa man damay am sama doom mu dem jàng ci école parce que fukki élèves yoo gis kenn ni gunge ñi jàng ci école ñëpp mun ñoo am métier kon ñi jàng ci école yëpp mun ñoo dem ci bureau yi kon boo ci yàlla dimbalee nga jàng ba gimmi mën a dem defi maçon wala nga xam métier bu la neex nga dem métier ci yàlla mën na caa bind sa wërsëg parce que ñëpp yàlla bokk lu ñu bind man nga jàng bëgg journaliste doo ko doon nga jàng bëgg a nekk footballeur doo ko doon nga jàng bëgg a nekk leen doo ko doon yàlla mooy am choix ne diw maa koy def nangam mu doon ci star xam nga cadre mooy lan cadre képp nit lépp looy def rek donte professionnel cadre nga ci kon cadre du caagi ni ki da ngay jàng école ba am ay diplôme soog a nekk cadre métier mi ngay liggéey sax nit da ci doon cadre te am ñoo xam ne même chauffeur rek ay cadre lañ ci kon jàpp naa ne tey président bii fi yàlla teg ñi ko fi jiitu idée bi mu am ñoom buñ ko amoon tey weesu nañ fii tey critique nag daa yomb bon na dafa yomb parce que. mais c'est les acteurs sëñ bi ñi wax ni ñoom dañuy dund c'est les acteurs de l'artisanat ñoom ñooy dund jafe-jafe yi ñoom ñoo ko yëkkati. d'accord mais c'est comme un citoyen waaw. artisanat moom faaw muy am ay jafe-jafe parce que xam nga muy am ay jafe-jafe. waaw acteur bi bu waxee jafe-jafe lañ ko nangul. attends Moussa. Moussa. man su ma yoree atelier. jox ma fukki élèves. maanaam fukki ndongo moo leen a jàngal métier. xam nga léegi jamono ji moo yàqu léegi mais bu njëkk ñun bi ñuy jàng oto da nga daan dem fay pour ñu jàngal oto emprunté nga daan mais da nga daan fay pour ñu jàngal la oto léegi tey da ngay ñëw sa doom mel ne man nga yóbbu ko ci diw ne ko jàngalal ma ko métier mu ñu di koy jàngal métier doo fay benn dërëm moo koy jox añ di ko jox reer bu feebaree moo koy faj et cetera nga abandonné ko xam nga loolu ñu dañuy su responsabilité faaw ñu koy jël waajur day jël doomam ci responsabilité am état nag lii mu def xale booy ambulant yi nga jàpp béykati juróom fukki junni wala nga téeméer junni dolli ko renforcer ko mu jënd xale bu am jom yàlla mën na la cee génn. waaye bu ko jox nga lekk koy doo ci génn. absolument loolu baax la mais justement au-delà donc ci li nga xam ne moo di nit ki ak digganteem ak doomam mais état est là pour coiffer ñëpp ndaxte nag. ci li jëm ci non xaaral ma poser la question bi mooy justement ban politique la ñu war a gën a def pour suqali gox bi nga xam ni maanaam non secteur bi nga xam ni ñi ciy yëngatu nee nañu jàpp nañ ni ñoom sax ñi nga xam ni ñoo di nguur ñi ngànk nguur gi xam nañ ni mbir moomee buñ ci defee lii ak lii dina suqali lu bari li jëm ci wàllu économie locale bi. moo tax ñu keneen leen benn ministre boo xam ne tutelle lay doon nga xam ne moo yor seen. waaw loolu revendication bu yàgg la woon. boo fa demee am procès ñu financé la boo fa demee. ci moom la dogee donc voilà
waaw ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 su nekk am na keneen ku nekk ci ligne bi ñu jël ko asalaamaaleykum. oui. asalaamaaleykum Moussa. waaleykum salaam waaw Souleymane na nga def bien alhamdulilah. waaw mais bëggoon donc wax ci artisanat bi rek. xam ne mooy secteur bu important la au Sénégal. donc puisque boo nee artisanat dugal nga ci pratiquement tout ce qui est ñiy def cordonnerie. oui ñiy def secteur alimentaire bi aussi pratiquement mën nañu dugal ci artisanat. donc bâtiment bi maçon yi ñëpp quoi. donc de manière générale moom la ñuy wax les secteurs primaires. donc tu vois boo xoolee Sénégal pratiquement boo xoolee les 3 secteurs d'activité économique mooy primaire secondaire tertiaire. secteur primaire bi pratiquement moo occupé pratiquement 70% des employés au Sénégal. oui donc mooy artisanat bi mooy pêche bi mooy agronomie bi quoi. pratiquement Sénégal yëpp foofu la ñuy liggéey 70% des employés au Sénégal ils travaillent sur ça. et malheureusement ce secteur primaire artisanat bi ci la bokk c'est pas valorisé. oui parce que boo xoolee lu muy contribuer aussi richesse économie pays bi ça contribue à hauteur de 15%. donc à 20%. et ça c'est comme ça depuis les indépendances. tu vois parce que Sénégal tey boo xoolee économie am lu dugal xaalis bi moom mooy le secteur tertiaire moom mooy les banques et autres là mooy les télécoms et tout ça. oui te ñooñu c'est des activités yi nga xam ni ay entreprises étrangères yi ñoo fa nekk. moo tax suñu richesse bi ngi am suñu taux de croissance suñu wax 6% 7% yi kenn du ko gis mais bu fekkoon suñu richesse bi yëpp ci artisanat bi lay jógee ci secteur primaire bi lay jógee kon alal bi Sénégal lay des. oui donc tu vois. et man bon voilà ça c'était juste une petite introduction quoi mais man fi may gën a wax ci moom mooy wax nga léegi les mairies là fa la ñu mën dimbalee artisans yi. oui mairies yi pratiquement boo demee ci dëkk-dëkkaan Sénégal yu ndaw yëpp. secteur d'activité nga fay fekk nit ñi bu ñu nekkul ci mbay bi ñu ngi ci artisanat bi wala ñu ngi ci yar bi. donc bu fekkee mairie yi dëkk yi suñu dëkk yi amuñu ay industrie les petites villes là. mais am nañu artisanat bi mais lu ñu mën dimbale artisans yi moom mooy ci biir dëkk bi mën nañu xool benn espace ci àll bi ñoo xam mais ñi artisans yi ñoo leen gën installé wu fii. dégg nga ñu xaw leen génnee dëkk bi tuuti parce que di am ay atelier mécanicien ci biir dëkk bi aussi. kooku baaxul da ngay gis oto yi ñuy gaare foofu ci oto yu épave yi tout ça c'est pas bon. donc mairie yi mën nañu leen dimbale yóbbu leen en dehors de la ville wutal leen benn espace ni leen fii ngeen installé wu fii. comme ça menuisiers yi nekk fa. mécaniciens yi nekk fa ñëpp nekk fa. comme ça yow bu fekkee da nga am problème mu oto boo ko yóbboo foofu oto bi mën nga soxla benn je sais pas benn cordonnier mi ngi à côté mu dimbale la. pour l'artisanat quoi. pour l'artisanat ñu regroupé leen ñoom ñëpp ci benn endroit. oui. parce que mën nga soxla dem sa defar sa auto mécanicien nga ni tiens war naa ci profiter pour defar fauteuil bi kooku tapissier bi moo koy def wala xam nga mi ngi juste à côté. les mairies peuvent faire ça aider les artisans wutal leen place en dehors des villes di leen kaale ngeen installé wu fii kooku mën nañu ko def. tu vois bëggoon naa wax aussi benn affaire bu ma gis dem ba télévision sénégalaise la ci zone des Niayes bi la. ouais. ñiy bay foofu di produire ay carottes. ay tamaate ay chou pommé ba pare ñu naan dafay nëb. ouais. parce que gisuñu kuñ koy jaay gis nañu démb kuy jaay benn sàkku xaw ma pomme de terre xaw ma ñaata kilo à 2500. oui. ma ne na xoolal ma yàq boobu alors que Sénégal dëkk bi dafa am xiif. y a des gens qui ne mangent pas. y a des légumes qui se perdent là boo demee aussi si ñiy yare aussi am nañu dañuy am meew. waaw duñu am fuñ ko yóbbu. conservation bi. conservation bi amuñu conservation mais dama ni ñooñu ils peuvent s'organiser ñu nekk surtout ñaay wetu Dakar. ouais. parce que man su ma dëkkee Dakar dinaa soxla légume. dinaa soxla yooyu yëpp. mais ñooñu bu ñu nekk si ñaay bu ñu organiser woo kii indi kii indi chou pommé kii indi carotte kii indi ci chou. ñu defar ay panier un panier de 2 kilos di ko jaayee 4000 francs par exemple. mais mën nañu excuse-moi mais mën nañu créer utiliser les réseaux sociaux. oui c'est WhatsApp bi mais justement dogguma la Souleymane est-ce que loolu mënuñ jaar ci chambre consulaire yi nga xam ni ñoo yor région yi wala département yi pour que ñuy promouvoir loolu mën nañ c'est des formes de conservation et même de transport li nga xam ni moo di produits agricoles yi artisanat bi foofu mën na fa bénéficier wu. mais tout à fait. bon conservation bi moom il faut de grandes chambres. oui ça c'est vrai. ouais. mais transport bi. kooku mën nañ ko xam nga Sénégal léegi am na ay càq-càq la am na ay càq-càq yor ay moto yi nga xam ne ci ginnaaw day am benn caisse. oui. mais peuvent utiliser ces gens pour faire des livraisons dans Dakar. oui. man su fekkee Dakar par exemple man je sais que chaque 2 semaines damay dem wuti ay légumes. Mhm. mais bu fekkee
c'est ñu nekk ci ñaay bi ils se sont organisés en coopérative def seen produit yi ci internet bi ci Facebook bi. am ci WhatsApp bi ni ñun boo bëggee mën nañ leen livrer sa kër yow damay toog sama kër ma ni envoyé jaay leen ma ñaari carton bu nekk day am benn kilo kii chou am benn kilo carotte am benn kilo je sais pas moi andi leen ma ñaari carton mais gaan bi day jël cak bi def ci ñaari carton livrer ma sama kër. bu ñëwee man ma fekk gaan bi 4000 francs jox ko 500 francs pour la livraison. Il peut faire 10 livraisons dans Dakar, maintenant am benn livraison Maris, am benn livraison Sacré-Cœur, am benn livraison, etc. Mais c'est ce qui se passe ici en France, par exemple. Très bien. fii man damay toog sama kër man damay xool internet bi ma wax benn artisan benn agricole benn gaan buy def maraîchage mi ngi fii à côté. Je commande, je lui dis écoute voilà je veux un carton bi da nga ciy fekk benn kilo pomme de terre di nga ci fekk benn kilo chou di nga ci fekk benn kilo carotte di nga ci fekk benn kilo tomate. waa ji livré ba sama kër bu ñëwee wu téléphone am ma wàcc ma jox ko li mu koy jox mu dem yoonam. jërëjëf si xalaat yi. il faut que les gens s'organisent. quoi voilà ñi nekk dëkk yu sori yi. ay jogo yooyu xaw na sori Dakar. mais ñi nekk aux environs de Dakar. oui absolument. mais il faut faire des livraisons comme ça. d'accord. parce que waa Dakar am na ñi xam ne mën nga livrer sax au bureau mën nga toog sa bureau. nga woo leen ni bon andi leen ma sama bureau. ñu andi la ñaari carton booy ñibbi nga def sa oto nga yóbbu sa kër. oui absolument. parce que amuñu temps souvent di dem ci supermarché yi et puis surtout période de mbas mi là. Donc les gens ne peuvent pas aller sur les marchés tout le temps donc ils peuvent effectivement il suffit de s'organiser quoi tu vois le business est là. Merci beaucoup Sëñ Souleymane. Donc il faut que chambre de commerce yi encourage nit ñi. ñu liggéey entre eux créer ay coopératives. ñu livrer parce que bon c'est un secteur qu'ils peuvent exploiter voilà merci beaucoup moo doon sama contribution. jërëjëf Souleymane depuis Paris ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 yéen a ngi seen biir émission lu ci xam tey ñu waxtaanee secteur asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw ku baax na nga def. waaw ça va sëñ Moussa na nga def. sant yàlla bu baax. yaa ngi si jàmm. alhamdulilah kooku. sama kala Tivaouane Pël. waaw Ka na nga def. Ka Tivaouane Pël. bisimilah sëñ Ka. ça va noo defal coono. sant yàlla tabaaraka alhamdulilah. waaw ça va ñu ngi rafetlu émission bi tey moom dafa dugg si sunu domaine. ñun ci yooyu lu ñu yëngu ci wàllu maçonnerie beeg menuiserie beeg yooyu comme ni la ko sawaay yu waxee sànq rek ne la li nekk ci ay artisanat ci département wu Pikine amul ci Sénégal fépp bu ko neexee mu ne amul Afrique fépp. parce que ñun ci yooyu rek la ñuy yëngu. affaire la boo xam ne nag moom lu doy waar la neexul la régler mais nag volonté rek moo ko mën a régler. volonté politique rek bu nga réglé woon ci bu ñu amoon volonté rek. ñu régler ko incha allah. mais nag moo fii comme li sawaay wax da ngay ñëw def sa benn planning pour liggéey pour arranger artisans yi mais da nga gis politiciens yi dañuy ñëw accaparer mbir mi. mais comme yow doo politicien da nga ciy génn. dem taxaw fële. ñu ne la dina ñëw ba loolu jeex. yow doo ci gis dara. bon loolu moo tax. pour ñu régler ko volonté moo koy régler. li artisan bi war a am yëpp am na ko. ñoom defe nañ chambre de commerce yi am na ñi ko war a diriger nañ ko ñi war a affilier nañu. donc li des rek mooy état bi am volonté ñëw def ko. Sénégal nag li ko yàq mooy buñ ne nii ñu ne non ñii dañoo contre. ci kenn contrôle. c'est émission bu. d'accord yow yaa koy def amul problème. yow yaa koy def. amul problème yaa ngi xool ni nit ñi di waxee ni ñuy defee. mais yow la ngay xaarandi parce que aussi ñu léeg-léeg ñu yéen ñi artisans yi ñu ne daal seen liggéey daanaka da ngeen mën taf yëngal. ci wàllu finition da ngeen mën taf yëngal ci wàllu finition moom dara. Moussa. bu la kenn nax. ouvrier wu artisan wu Sénégal. amul ci Afrique mun nga ne monde bi amul ci moyen kay mun nga matériel. mais wàllu liggéey rek. kuñ ci mën amul. lu leer laa lay wax. dëgg la. te yow mii xam nga ci banlieue bi nga dëkk. gis nga boo liggéey bi boo demee ak village bi Soumbédioune boo demee ñu ngi fay fekk noonu la li ñuy def mën nañu. boo ñëwee fii ci département Pikine département beneen ak beneen Rufisque fépp. ku ci teg bagaasam nga xam te moyen bu maigre lay liggéeyee. mais am li lay liggéey lu valeur lay doon. luñ ko mën lañu seulement li problème mu état wu Sénégal mooy tey bu naree jëw marché ba nga xam ne moom koy joxe pour sénégalais bi. mu joxe ko 5000 francs. mu jëw étranger yi mu joxe leen ko 200000. quelle différence
lan la nit ki di mën a liggéeyee. mais est-ce que organisé wu ngeen bon am kër yi nga xam ni di nga mën a jël maanaam marché bu 200 000 wala bu loolu daal. Moussa. est-ce que du loolu mooy différence. Moussa. japonais yee di ñëw wala chinois yee di ñëw. état moo nekk seen gannaaw. doole ju ñu bëgg am. sama man mii bu ma ñëwoon te ñëw di dem. su ma Macky Sall la jàppale mun naa concurrence kii ko. waaw. mais jàppale amul. waaw. ñun nan la ñuy demee. préférence nationale maanaam. voilà. mais ñun nan la ñuy demee. waaw. mais am nañu xam-xam bi am nañu volonté bi. waaw am nañu lépp am nañu xale am nañu doole am nañu lépp. mais mooy dimbal amul. bu ñu nee nii rek ñu bokkul feneen mais ñun dugguñu fenn. yow débat bii nga posé mooy. d'accord amul problème d'accord. waaw non jërëjëf bi nga posé. mooy débat artisan ñun ay artisan la ñu. xam nga ñu ñaan rek ñu dimbale ñu jàppale nu. d'accord très bien. jërëjëf rek la ñuy ñaan mais ñaanuñu leneen. jërëjëf sëñ Ka bu ñu jàppalee rek léegi réew mi dox. jërëjëf merci. voilà ñu jël keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 yéen ak seen biir émission lu ci xam te ñu waxtaanee ci secteur artisanat bi dëgg la nañ si wax ak lañ si yàgg na ba ci sax ci recensement bi nga xam ne ay jamono waaw Abdoulaye Wade maa ngi am na soxna su ko yoroon waaw mu ngi ñëw sama xel pour que ñu recenser leen ñoom tamit ñuy mën di contribuer ci li jëm ci wàllu taxes yeeg yooyu yëpp ndax tamit loolu tamit baax na ci la ñuy gagné ñoom tamit ñu participer ci li nga xam ne moo di dëkk bi la muy doxee tey nag ñuy càmbar li nga xam ne moo di kër bërëb boobee naam bu nekkee am nañu yëkkati kàddu di jooytu ci li jëm ci wàllu fonds Covid yi sax dëgg la waroon na ci Dame Diop nee na 35 milliards kii nee na 25 milliards 10 milliards donc xamuñu gum fu mu tagee waaye tamit ci li wàll li des ak yi ci jëm ak tamit lan la ñu war a mën a naal daal bu gëm jàppale ñi nga xam ne ñoo jëm ci fànn wa asalaamaaleykum allo waaw kooku daa ñëwut ñu xaar keneen ci 88 628 98 98 bu nekkee moo ngi ci ligne bi ñu daal di koy dalal sur seen rajo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi na ngeen def. ñoo ngi sant bu baax. waaw jërë ngeen jëf. tur bi ak fa ñu woowee. maa leen di woowee Dakar. waaw dama tombé rek ci émission bi. waaw sa tur mën nañu koo xam. Adama Seck. jërëjëf sëñ Seck waaw. jërë ngeen jëf. bisimilah. dama tombé ci émission bi dégg ñuy wax ci problème mu artisanat bi. waaw man ma nekk nag koo xam ne dafay yëngatu ci secteur boobu. oui. mais problème bi dafa c'est trop profond quoi man damay wax ci secteur boo xam ne boobu laa xam. waaw. muy le secteur artisanat spécialement le secteur du cuir. oui. bon man dama nekk ñaari boor. dama nekk doomu wuude. waaw. mais ma jàng métier bi. Formellement, c'est-à-dire que j'ai été formé au centre de formation artisanale de Dakar. Ouais. Je suis sorti en 1982. Après, j'ai eu une bourse. Je suis allé en Italie. J'ai fait une spécialisation en design, chaussures. Oui. Mais pour moi, pareil, je me suis ici. Parce que je me dis que c'était un secteur, bon, secteur bon, li fi nekk kenn mënu ko wax c'est-à-dire c'est une niche quoi. ouais. mais léegi métier bi nga xam ne ni ko sunu maam yi doon defee. ñun ba léegi par exemple ci stade boobu la ñu nekk. d'accord. mais tey bu ma la joxee ni par exemple pour nga defar dàll. il faut nga jàng anatomie. anatomie maanaam nit nu mu bindoo. le pied waaw le squelette du pied voilà quoi les os les tendons. jàng géométrie pour pouvoir faire le patronage de la chaussure. waaw. xam nga kon bokkul ak ni ko sunu maam yi doon defee. wala wuute ba la nekk am nañu xam-xam. mun nañu xool dara yàlla may na leen xarañ. boo xam ne bu ñu xoolee dara rek mun nañu ko defar. dëgg la. mais affaire bi c'est une science. absolument. ñun dañu jàng ba troisième bi ñu jàngee ba troisième secondaire après tu fais le concours pour aller au centre de formation artisanale pour faire ton BEP.
Ouais. te BEP par exemple soo koy def. même soo xarañee en atelier. Oui. il faut que nga def enseignement général admissible pour pouvoir passer l'épreuve technique. Très bien. yaa ngi comprendre. donc depuis 1961. le centre de formation artisanale de Dakar existe. waaw. soo demee Maroc moo fa nekk. ba tey centre boobu mu ngi foofu on les prépare sur le niveau du certificat d'aptitude professionnelle. D'accord mais transfert de technologie bi ngay wax est-ce que amee na ndaxte nag c'est vrai que yaa ngi wax ci wàllu anatomie ak nu ñu war a muulee daal ak yooyu yëpp fii daanaka amul ay bërëb yoo xam ne dañ cay liggéey est-ce que transfert de technologie boobu yéen a ngi ciy liggéey pour rek li nga xam ne du doon mbiru man dong sëñ Adama Seck dong waaye mu doon loo xam ne entreprise la ñu bëri di ci jëriñu. mais yombul ba dama la wax déggaloo su ma njëlbeenu wax. yombul li nekk fii ci ay OPA dafa bëri. En 2007, il y avait eu, pour un transfert de technologie, ay Italiens yu fi ñëw ñu organiser benn séminaire au niveau de l'ADPME. waaw. xam nga parce que gis nañ ni artisans yi di liggéeyee ñu def benn étude boo xam ne étude bi dañ ko def au niveau de Dakar. xool les artisans de la Médina et tout. li ñuy liggéeyee mu metti ñu naroon ñu defoon ci benn au Mali ak benn au Sénégal. waaw mais sottiwul parce que artisans yi seen bopp par exemple secteur bi may wax nii man secteur u dàll yi may wax nii par exemple pour ñu dajaloo. nekk benn bopp xam nañu seen i problème mais léegi naka lañu koy résoudre te ñoom par exemple mënuñu ànd nekk benn bopp. waaw le problème c'est les artisans il paraît. le problème bi loolu rek la. waaw du leneen ñu dem jàngi ko yow da ngay dem jàng ba 3e secondaire. bon def sa choix tugg école dem jàngi ko. xam nga mais boo ci nekk di xëcc ba benn instant mais da ngay obligé taxaw. waaw mais ni boo xaaral man ma am beneen yoon bu ma jaaree. lenn moo fi nekk. bu ñu buggee secteur boobu jàll. il faut que ñu dooleel le centre de formation artisanale de Dakar. oui xam nga. mais situation bu mu toll mooy lan est-ce que dañ ñoo doolewul ci wàllub lan la manqué ba ñu leen war a dooleel. Le matériel est vétuste. Oui. Le matériel qui est là-bas est vétuste. Il y a un problème de recrutement de formateurs. Oui. Et puis il y a un problème de locaux. Parce que léegi ñun bi ñuy jàng mu ngi woon nekkoon de la fosse. mu ngi nekkoon astafurlah mu ngi nekkoon immeuble Imofront. Sur la route de Ouakam. ñun foofu lañ jàngee y avait de l'espace il y avait tout il y avait de bons formateurs et tout ça. Après ñu transféré ko au niveau du complexe Maurice Delafosse. Oui. Juste derrière l'école Manguier. mais gars yi ñu ngi góorgóorlu foofu ñu ngi góorgóorlu mais loolu la ñu war a dooleelaat. def comme au Maroc dañu décentraliser xool spécificité chaque région. ñu monter fa benn centre de formation en artisanat. oui. soo demee Fès par exemple. man en 2003 je faisais partie d'un groupe d'artisans ñu ànd fa dem mais ñoom bi ñu demee li ñu teg seen bët la ñu door a xam ni ñoom affaire bi il faut ñu jàngat. waaw. il faut ñu jàngat. il faut ñu jàng ñu déperdition scolaire bi am ni ñu xam loolu bon. mais ñi nga xam ne am nañu ay doom yu jàng. ñu jël seen doom yi suñu bëggee ñu continuer métier bi. ñu dugal leen ci biir ñu jàng xam affaire bi nu mu demee. waay. xam nga. mu nekk luñ dul jàng ci mbaar ma rek wala ca place ba. non waaw loolu mënul nekk. waaw il faut que mais il faut que tamit ñu dem vers l'innovation c'est important ak waaw. il faut ñu jàng il faut nga jàng ko. xam li ngay def lan la. mais soo paree par exemple pour nga def ay circuit de commercialisation yi léegi ak bon fi ñu toll léegi fi jamono bi toll. bon après di nga xam fi ngay jaar. waay. mais soo xamul ni lii science la. waaw. am na foo koy mun a jaaree pour tëral ko pour dem. mais day metti. waaw c'est important day metti te c'est un secteur boo xam ne moo mun a tirer économie sénégalaise. oui. moo ko mun tirer. dëgg la te ñëpp a ci am wàlla. soo demee Maroc. yenn centre de formation yi mais ay ingénieurs polytechniciens ay professeurs d'université la ñuy jox ñu nekk directeur centre yi. mais est-ce que le modèle bi ngay wax nii c'est pas le même modèle que bu ñuy présenter ngay parce que on voit également que foofu il respecte les normes wala ci foofu. kon ngaay. waaw. non des na. ah d'accord. des na damay suivre loolu yëpp. il m'arrive parfois ma toog am na fu ma doon toog.
ma jékki-jékki gis benn xale bu ñëw di jënd der muy jënd der ma waxtaan ak moom tuuti. mu ne ma moom ngaay la jógee ngaay papa ma koy yóbbante quoi. ma ni ko mais sa papa mais yow looy def mu ne ma man je suis à l'université ma ne ko yow mais yow yaa war a mën a dimbali sa papa lan ngay def cité mu ne ma maths informatique fekk j'avais suivi une émission. ci président demee fële nu mu tuddati à Ngaye Mékhé. waaw on leur avait donné des machines. ay coupe laser ay affaires yu mel noonu. mais ku jàngul informatique naka lay mun a taxawee utiliser une machine en coupe laser. oui machine boobu su paanee mais kan moo koy réparer. xam nga donc gis nga affaire bi fu mu dafa kowee quoi. donc il faut que ay borom xam-xam ñoo fay mun a nekk. oui xëcc buum bi mais après gars yi topp si. très bien d'accord mais il faut transfert de technologie d'autant plus que Bata léegi tëj na bu yàgg ak yeneen ak yeneen. non mais Bata mais xoolal Bata. Bata yàlla na ko yàlla yërëm te yéexee ñu. Mansour Kama. oui. Mansour Kama il avait pris la Bata. mais Mansour idée bi mu amoon c'était pour appuyer les artisans. idée boobu la amoon soo demoon Bata defoon na fa benn kii ci biir boo xam ne par exemple les meilleurs artisans. oui su ñu ñëwee présenter seen prototype. oui mu nekk lu valable. ñu encadrer leen. lancer la production en série. ah c'est important oui. non Mansour l'avait fait. oui oui. mais actuellement anamu fan la mujjee Mansour dafa dem ba finalement dafa mujjoon découragé. mais les machines yi fa nekk ferraille lañ ko jaay. oui il paraît. waaw ferraille lañ ko jaay. y a eu un autre qu'on appelait Mbacké qui avait ouvert une usine mondiale classique chaussure. waaw. à Tivaouane Peulh. dafa suux. d'accord. donc problème bi. oui il faut que c'est profond. mais qu'est-ce que vous attendez ak réforme bi ñuy wax Sëñ Seck yow xam non liir naa ko mais. réforme bi ñuy wax refondation qu'est-ce que vous attendez également du nouveau département parce que yàgg nañu jooy na ñoo war a def département mais qu'est-ce que vous attendez réellement de. bon ñun de ce nouveau département man en tout cas bon xaw ma ñoom lan la artisan il faut ñu xam lan la ñu bëgg. waaw ba pare ñu nangu ñu jiite leen. waaw. organiser wu parce que ñun ñaata OPA ñoo nekk foofu. dafa bëri lool dama ci yëngatu tellement je les connais donc waaw. comme xam nga problème bi loolu la quoi. léegi yow boo ñëwee taxaw. ni xam nga synergie yi am. synergie yi am ci dans le secteur de l'artisanat. par exemple moi je te donne la chaussure par exemple. mais dafa am synergie entre la bijouterie. waaw et la menuiserie. oui absolument. ay synergie la. waaw même pour l'habillement aussi. pour l'habillement mais ay synergie la. waaw te gis nga balaa nga naan naam ne fa. dëgg la. fii bu ñu ñëwee pour ñu liggéey. il faut que ñu dem xoolal der bi fii lañ koy jëlee en Afrique. oui. jaay ko en brut. oui. der bi dem ñu tame ko. oui. liggéey ñoom li ñuy liggéey ba mu des mbalit. sunu gars yi dem jëndaat ko. waaw. sottil ko fii waa ji man j'ai eu un problème fii dans ce pays loolu moo tax bu ma demee ba ci biir ma toogaat xool quoi bu baax. oui absolument oui amoon na. pour faire une 50aine de paires de chaussures de la même couleur. à la même matière. munoo am matière première bi. matière première oui. munoo am der bi. c'est vrai. mais léegi bu fekkee ni yow mun nga sa métier techniquement mun nga sa métier mais on a nos ressources locales. absolument. ressources locales yi dafa bari. te boo ko defaree fu la neex nga jaay ko ci àdduna bi. jërëjëf sëñ Seck am na solo trop sa waxtaan ndaxte vraiment c'est un homme du serial nag ñu nangul ko loolu ku lu ma xam la ñuy wax waaw ndaxte loo ci xam la émission bi tudd. ñu ngi lay loolu waaw léegi grosso modo yow la ngay xaar si politique maanaam état lan la war a jàppale artisans yi en urgence. man su ma xalaat. en 30 secondes. su ma xalaat mooy mu valoriser waat les centres de formation. oui. artisanaux. dans tous les départements. ñu teg fa ay centres de formation artisanaux. recruter de bons formateurs comme
temps. oui xool les meilleurs artisans yu fi nekk. ñu recycler leen defal leen une formation pédagogique. ñuy jàngale. ak ñeneen. ñooñu dem jàngale ji. jërëjëf sëñ Seck man loolu laa ci gis. jërëjëf sëñ Seck ñu ngi lay gërëm sant waaw kon nag kii nag moom quand l'artisan parle waaw ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 asalaamaaleykum. allo. waaw ku baax na nga def. sant yàlla alhamdulilah. tur bi ak fu ñu woowee. man maa ngi leen woowee Dakar. waaw mais Ngaye Mékhé laa dëkk quoi damaa ñëw Dakar pour liggéey fii quoi. mais wax ma tur bi. monsieur Diack lañ koy wax. monsieur Diack bisimilah waaw. waa thème bi de moom xam naa ni am na solo. allo. waaw ñu ngi lay dégg monsieur Diack. waaw am na solo lool te contexte actuel bi nga xam ne dañuy wax problème mu chômage bu bari ak yooyu. tey jii artisanat mën na cee régler lu bari quoi. mais leen li comme ñi ma jiitu ni ñu ko waxee xam nga li changé secteur bi en partie. ñu bari xam nañ ko mais problème bi politiciens yi nga xam ne ak ñi nga xam ne ñoo diriger duñ ko mettre en œuvre loolu rek mooy dommage. ah d'accord. dinañ def ay ateliers dinañ def ay séminaires dinañ wax mais après. day am lu manqué. donc man en guise de solution moom bu dee am na ku ne ci autorité yi ku ñuy déglu. comme ci génn sànq li mu wax formation bi la ñu war a gën a yokk ci artisans yi. waaw. parce que gis nga production à l'échelle. baax na de pour garder yenn originalité yi mais il faut ñu dem à l'échelle industrielle. échelle industrielle nag bu ñu fay dem loolu certes état am na ci responsabilité mais artisans yi aussi am nañ ci responsabilité man Ngaye laa dëkk xam naa baax li may wax. dëgg la. parce que usine bu ñu koy def il faut nit ñi nañ ko booloo. waaw. mais boo nee man comme ça man famille bi laa bokk kii du ma jiite wala kii gënumaa xam der man maa ko gën a xam genre yooyu genre détail yu ndaw yooyu moo ñu sonal dëgg la absolument ak leneen li tamit gis nga usine bu koy def usine bu ñu koy def pour ñu booloo c'est pas parce que kii du uude rek warul jiite usine bi de déedéet affaire compétence mooy taxaw parce que uude métier la métier la de coordonneur bi métier la comme ni menuisier métallique bi nekkee métier comme ni bi génie civil nekkee métier xam nga maçon maçon doo ni rek jiw bokkul famille bi du nekk maçon dëgg la waaw technique la technologie la léegi leneen li tamit encadrement il faut mu ànd ci parce que man su ma la dee wax personnellement am naa sama xarit yoo xam ne li ñuy def chiffre d'affaires ci artisanat par année kenn xamul lu mu toll mais xam nga ban problème la doon am mooy problème li ñuy woowee éducation financière yow mënoo yor sa entreprise muy dox waaw te loo liggéey bu xew ñëwee nga yemale ko ci war a recommencer waat à zéro comprendre nga donc état bi tamit dafa war a développer ay astuces jàppale leen pour que xaalis boobu léegi ñu koy yàq ci ay xew wala jënd ay matériel de luxe ñu investiraat ko pour gën a monter en puissance dëgg la comprendre nga dëgg la même artisan yi ne ci yeneen régions yi moo xam ñu ne Dakar artisan ouvrier su ma leen jëlee da ngay gis ku ne ci benn secteur di liggéey affaire bi dox mais du xalaat wut terrain pour defar fa garage am wala ubbi beneen garage en parallèle déedéet day daal di jël xaalis ba rek xëpp ko ci benn xew war a recommencer waat à zéro mais y a quelqu'un qui may soufflé sax naan dañoo war a def benn passerelle également entre l'artisanat et l'université mais exactement loolu lu war a nekk la loolu tamit man damay dal sans école de formation ak université am nañ ci responsabilité oui am nañ ci responsabilité te gis nga tey ñi ngi wax problème mu chômage mais tey xoolal tey nga jëloon tey lu mat supposons 100 000 artisans artisans ouvriers réunis mécaniciens yeeg maçon ñëpp ci biir mais nga jàppale leen tuuti kenn ku ne ci ñoom recruter 10 boy en formation mais xam nga loolu ça fait 100 millions de postes ça fait 1 million d'emplois moo tax état bi man milliards yi mu wax da koy financer jeunes yi xawuma cee ànd parce que man coach la dans ce domaine très bien xam nga tax ànduma ci ñu ci bari boo leen joxe xaalis bi day suux parce que wut financement du premier étape bu projet de déedéet mooy da ngay commencer à petite échelle alors que artisans yeeg ouvriers yi ñoom loolu la ñuy def tey jii boo demee Ngaye Mékhé am na ñoo xam ci métier bi lañ nekk jàng ko seen atelier papa wala seen atelier nijaay ba mokkal ko ñeen li ñuy defaree daal yëpp commencé di jaay ndànk-ndànk di dem ci yenn marché yi gis nga kooku soo ko financé mu dem dëgg la mais ki nga xam ne génn na yóbbu diplôme am masul pratiquer masul appliquer xamul luy marketing xamul luy production xamul luy communication xamul luy dara nga ñëw rek jox ko il a doué absolument te tey xoolal exemple bi ma la jox bu ñu jëloon 10 000 artisans et ouvriers état bi kenn ko ne mu am lu mu la jàppale as tuut tëral ak yow benn plan d'action ni la fii ngay jógee fii nga war a àgg nii laa lay su ma la joxee li damay àgg fii après da nga may jëlal 10 jeunes mais loolu 1 million de jeunes dañuy daal di am fu ñu xëy sur le champ c'est intéressant 1 million de jeunes lu am solo te lu mën a nekk la parce que tey da ngay gis benn artisan bu ne ci benn koñ di koccal ndeysaan wala biir këram lay liggéeyee il suffit nga jox ko tuuti financement mu jël atelier isolé wu mais gis nga dina mën a décoller
dëgg la absolument. et deuxièmement soo ci boolee formation bi comme li waa ji wax sànq xaalis tamit doo ko jox nit ñi rek te formé woo ko. waaw dëgg la. da ngay former nit yi tëral ak moom plan d'action. xaalis bi da ngay justifier lu tax ñu war la koo jox te bu dee tey ñaari client nga am. bu ñu la joxee xaalis bi kon da nga war a àgg 10 clients soo fa àggul doo am deuxième étape versement bi. gis nga loolu bu ñu ko defoon mooy tax mu jur njariñ. leneen li mooy tey soo ñëwee ngaay gis nga ngaay meex moom kuy wax artisanat moom wax dëgg yàlla xam ni mooy capital de l'artisanat. mais nag maa ngi attirer attention ci lenn. mooy chinois yi gis nga jëmoon nañoo dugg. am lu bari lu rey ci secteur bi. mais qualité bi waa ngaay di defar ci daal yeeg ci yeneen yi tax. gars yi dellusiwaat ci daalu ngaay mais bu chinois yi dellusiwaatee dinañ artisanat dina dee Sénégal de. et ils sont en préparation chinois yi jëm nañoo rentrer. doxul ñu delluwaat seen dëkk di jàngat yeneen technique ak yeneen technologie. absolument donc artisan Sénégal yi il faut ñu topp ci. jërëjëf sëñ Diack voilà am na solo trop. ci intervention bi am na solo trop. il faut ñu topp ci. te loolu artisan yi la ak état bi ñëppay boole ak universitaires yi man li ma gis mooy task force lañu war a def. même média bi. ngeen su ko jëlee ngeen jël ay journée entière yoo xam da ngeen di ñëw ci artisan yi poser leen lan mooy seen problème lan mooy seen difficulté lan mooy seen vision. ñu ensuite mu nekk ay affaires yu pérenne yu simple. d'accord mais échelle industrielle moom il faut ñu dem fa. man maa ngi ñaan lancer un appel képp kuy artisan. wala kuy autorité. nga nangoo dellu ginnaaw ci yenn yi nga nanguwul woon. pour ñu dem à l'échelle industrielle. am na solo jërëjëf. il faut ñu dem échelle industrielle. ci artisanat yëpp nag. tey jii nan nga mënee comprendre der yi nga xamante ne moom la ñuy liggéey yu ci bari Italie lañ koy importer. oui voilà. mais li italiens yi def nañu yóbbu ay jeunes ñu jàng ko ñëw di ko def ngaay. lu am solo tannerie yu am solo ñu créé ay emploi yu dul jeex. dëgg la boo demee secteur bijouterie. or bi ñuy utiliser fan lañ koy jëlee lii dañ koy jënd ci ay Malek ay. mais alors que Sénégal mi ngi produire or. mu ngi produire or c'est un problème. mais na état bi exiger ñu am. ah là là oui dafa dog parce que c'est vrai que ñoo ngi wax ci wàllu quota or bi li ñu leen di jox ak yooyu mais nag naam bu nekkee bon c'est vrai que ça nécessite un débat bu yaatu ndaxte nag y a un comptoir de l'or waaw l'organisation et comment ça doit se passer yooyu yëpp incha allah dinañ ko càmbar xool ko ànd si que ñoom Moussa Niang waaw léegi ak ñoom Ibra Gueye ñi nga xam ne ñu ngi ci wàllu or bi. maaleykum salaam. Moussa. naam. Serigne Diouf Pikine Ouest. ah. Serigne Diouf Pikine Ouest. waaw Serigne Diouf bisimilah. ñoo ngi ziar naka yitee. ñoo ngi sant waay alhamdulilah. Moussa xam man nekk naa conseil municipal 99 ba 2014. 2009 ba 2014. waaw. amul benn conseil municipal bu Pape Sagna Mbaye convoqué te waxuma ko affaire artisanat. dëgg la. saa yi ñu taxawee dama leen wax ne mbaam gàtt ne mais ci biir la bokk artisan ak daara. dëgg la waaw. moo laa ko mos di waxtaane. dëgg la. l'homme fort nag sënk na affaire bi yëpp. parce que émission bi du pour baykat pour artisan la. waaw. yaa ngi dégg. kon artisan yi bu ñu duggee war nañ cee mën a wax seen xalaat lu gàtt ku nekk am na loo ci xam man bokk naa ci benn association bu ñuy wax association Pikinois pour la promotion de l'artisanat. waaw. kenn mosu ñoo dimbalee dara. lu kon bon marché yi ñu doon am di ci yëngu ko daanu di ci lijjanti ñun ñoo ko doon laqat ci suuf mais état mosu ñoo jàppale ci dara. te boo xoolee amul kenn koo xamante ne nekk nga ci mbedd mi di liggéey te amul loo xamante ne mairie daf la koy farloo fayloo par weer. dëgg la. te loolu amul dara luy retourné waat ñëw ci yow. dëgg la. mais Moussa boo demee ci école privée yi. da ngay jël sa école da ngay jël sa doom yóbbu école. oui. di ko fayal. école privée bi am formation. te yow bi ñu la fay dina def verser mosoo gis benn xale apprenti bu taxaw ci secteur wala muy yàq. dëgg la. amuñu ko tam sax. kon dañ war a bàyyi xel Sénégal moom mu artisanat mu see mu sa am wàll. bi ci émission bi nga def nii mosoo rek bu ëpp solo nii. bu ma daan déglu RTS damaa dégg ñu wax diisoo ngir sàmmkat yi baykat yi nappkat yi mais artisan yi mosu ñoo bokk. d'accord. mosu ñoo bokk. waaw. li ne nii nag su amee Moussa ñi ci war a wax. ñi ci xam ñoo ci war a wax mais ñi xamul mel ni man dañoo war a noppi. dañoo war a noppi. parce que mën nga bañ a nekk artisan tamit am ci xalaat daal gis-gis waaw. ma ne mën nga nekk bañ a nekk artisan mais tamit nga am ci xalaat daal. waaw noo xam nga Moussa waaw incha allah. bu soir am na ci kër gi. ñaar ñi jàppante lañ gën a soxla. waaw dëgg la waaw. fii acte am na ci solo mais ñaar ñi jàppante lañ gën a. dëgg la ah ci moom la dogee kon ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 bu nekk am na keneen ku nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. allo. waaw ñu ngi lay. El Hadj Moussa. naam. Diop na nga def. sant yàlla Diop bisimilah.
di la nuyu di nuyu mbokk yëpp. ñu ngi lay fay. di kontaan ci émission bi. jërëjëf. te am na ñoo xam ne Moussa bu ñuy wax yoo xam ne. waxul da ngay allez-y s'il vous plaît rek allez-y Diop. grave xam nga waaw ok parce que état xam nga bu jàng métier état moo war a jàngal métier ñëpp par le biais des écoles de formation. parce que les xale yi dañ leen war a teel a orienté dès au bas âge au lycée fa la leen ci orienté mais waruñu leen a bàyyi rek ñoom ñëpp ñu dem université bu ko defee taxaw fa fees fa del di laaj ay bourse dès au lycée dañ la war a orienté xool ku nekk fan nga ban secteur nga war a dem ñu orienté la fa jàngal la métier formation parce que secteur artisanal bi ak la pêche l'agriculture l'élevage secteurs yooyu ñooy générer emploi ak industrialisation yi waaw loolu état daf ci war a liggéey parce que 90% population Sénégal ñu ngi ñu ngi dund ci secteur informel bi donc dañ ko war a organiser parce que boo xoolee état bi li ñuy fonctionnaire ci Sénégal mais matuñu 150 000 te boo xoolee budget bi daanaka 1000 milliards yëpp ay salaire lay fay ak ay avantages ak yeneen institutions yi nga xam ne budget bi boobu amul ñu njariñ donc secteur boobu dañ leen a war a accompagner di leen former. mais comment c'est-à-dire ba ci mécaniciens yi. xam nga les mécaniciens actuellement nii avec les nouveaux voitures là. oui. xam nga bu amul yenn njàng mi. waaw pour nga réparer que problème la. dëgg la absolument. dañ leen war a former même ba ci nu mu tuddati uude yeeg defarkati dàll yeeg tailleur yeeg tout ça là dañ leen war a former. ñoom war nañu ubbi seen entreprise ba dem di embaucher ay bacheliers. oui. loolu mooy defar parce que ñooñu jàng ñoom am na yenn expérience ci jaar ci matière de gestion ak marketing ak yooyu yëpp. ñooñu bu ñu ñëwee ñoom mën na leen embaucher bu ko defee ñoom ñuy doxal entreprise bi. mais état du mooy embaucher ay nit état day accompagner. mais bu état bu ko exploité woon ma ne la kon den générer emploi yu bare jeunes yi taxawaalu di jël kii di dee kon dootu fi am. mais malheureusement volonté politique la ñoom li leen intéressé mooy politique politicienne bu xaalis génnee ñu jóg. bu jéem a récupérer xaalis bu doo di egg ci fa mu war a jëm gis nga bi ñu 300 milliards di dégg ñoo xam ne jóg nañu boo moytuwul 300 milliards lay nasa xaalis di egg fa mu war a egg volonté politique la il faut que ñu former nit ñi di leen jàngal à bas âge bu ñu demee ba lycée ñu orienté leen ñëpp war ñu leen yóbbu université di leen jàngal ay métiers marché yi nga xamante ne les grands travaux yi nga xam ne jox nañ koy étranger suñ ko indee Sénégal nañ leen fi bàyyi nañ fi leen def transfert de technologie transfert de technologie bu ko defee bu ëllëgee ñu demal suñu bopp parce que loolu mooy développé réew chinois yi bu développé japonais yi les pays asiatiques loolu leen tax a développé mais jël suñuy milliards jox ko tubaab yi ñu ñëw defaral ñu benn terre boo xam ne ma nga ne dawagul bu ñu paree jël suñuy milliards dem yooyu nañ ko moytu loolu du artisanat il faut que ñuy accompagner les secteur informel bi di leen former suñu suuf si buñ ko joxe suuf si nañ ko jox paysans yi man mënuma comprendre ñu jël suuf di ko jox ay indien te ñun ñu soxla ko d'accord Diop on peut générer beaucoup d'emplois su fekkee organiser nañ ko très bien Diop merci maa ngi jéggalu voilà ñu ngi lay gërëm sant ci intervention bi ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 bu nekk am na keneen ku nekk ci ligne bi asalaamaaleykum aleykum salaam ku baax Hadj Moussa naam allo waaw dafa déggatuñ ko de waaw ñu xaar keneen ci ligne bi si moom la dogee asalaamaaleykum su nekk am na keneen 88 628 98 asalaamaaleykum. allo. waaw ku baax da nga. waaw Moussa. waaw rajo bi doo ko wàññi nga baal ñu. waaw nga baal ma de sama man la Ibra maa duggoon. waaw Ibra nag dañuy waaw nga baal ñu wax. mais dafa daggoon. waaw dañu lay may une minute s'il vous plaît. d'accord dafa daggoon waaw une minute très rapidement. dama doon yeggali waaw dama doon yeggali rek. dama doon wax ne Moussa. le secteur de l'artisanat ñetti F yi moom la soxla formation. waaw mu ëlbatiku formel. waaw am financement. waaw les 3F. les 3F. d'accord loolu bu ñu ko amee. dañuy mën a dem vers industrialisation. très bien. dama lay jox benn exemple bu ndaw rek ci bijouterie. waaw ñëpp xam nañ ne Sénégal Afrique boo waxee bijouterie Sénégal ngay tudd. dëgg la. boo demee Europe Italie ngay tudd. boo demee Asie indien yi ngay tudd. ouais. kon tey jii dama jàpp ne ci secteur boobu noonu suñ ko industrialisation woon. kon dinañu permettre tey jii li ñuy importer di ko indi ci biir réew mi. ouais. ñu di ko liggéey muy générer emploi. ouais. ba pare yëf yi di des ci réew mi. très bien. mais loolu mi ñuy permettre matière première bi ñu mën cee jot. ñu
ñu utal ñu ay équipement de dernière génération. mais or bi fu mu toll ndaxte or bi fii lañ koy y a beaucoup de mine structure minière yu bëri waaw or bi fi mu toll du lenn lu dul société minière yi fi nekk. ñoo koy gas di ko yóbbu di ko jaay bitim réew. waaw mais est-ce que yéen bijoutier yéen a ngi ci am quota parce que ñoo ngi comptoir de l'or bi taxawoon na ak yeneen mais boo léegi foofu tamit est-ce que liñ leen di jox dana doy pour Sénégal ab déet. balaa ngay am lu doy ñu jox la dañ ñoo joxagut ba muy doy. très bien d'accord dinañ ci waxtaan nu mu gën a yaatoo waaw. dinañ ci gën a waxtaan dinañ ci gën a waxtaan mais daal vraiment ñu. d'accord waaw ñu mën a may ambition yeeg yooyu daal ci kanam waaw. jërëjëf sa président Ibra Gueye lu ci am solo la kon ñu xaar keneen ci bi ci 88 628 98 98 asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ku baax na nga def. waa Trondo maa ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar taarikalla. di rafetlu émission bi. jërëjëf waay. ñaanal d'abord sa sponsor. yàlla may ko chiffre d'affaires bu baax a baax. waay. moom mi permettre nit ñi ñu wax luñ ci xam. dëgg la. xam naa ni dañuy résumer rek. waaw. Moussa. Sénégal du gaaw a dem. waxoon nañ ko dinañ ko waxaat. gis nga réew. état moom moo war a former ay doomam. wajur bi. état da koy yombalal lu mu mënee former ay doomam bu ko defee mu former ay doomam. xale yi dootuñu ne ci mbedd mi di traîner. te aussi am na loo xam ne il faut que ñu tenir en compte. mooy warta mën a nekk secteur formel bi kese ndax am na ñoo xam ni amuñu chance dem école. pour ñu defal leen formation. am na benn artisanat boo xam ni mu ngi ci koñ bi. kooku dana ko jël récupérer xale boobu. jàngal ko mu mokkal métier te du dem école. dëgg la. kon faudrait pas que ñu fiyewu ci ñi dem école kese. muy beneen aspect Moussa nee naa la côté agriculture bi. parce que mooy sama domaine. donte côté artisanat bi menuiserie lal bi ne sama néeg man. waaw waa ji ko defar. mais agriculture am na ñuy jumtukaay ñuy utiliser ci wàllu artisanat bi. bien sûr am na ci. parce que ay semoir ak yooyu gars yi dañ koy defar. lal bi ma nekk sama néeg Moussa. ak armoire bi waa ji ko defar mu ngi nekk Grand Dakar. motif bi daf ko xool ci benn journal kese defar ko te boo ko gisee da ngay waaru. te kooku demul école. kon nañ ñi nga xamante ni si demuñu école nañ leen jël teg leen en premier parce que formation ñun suñu domaine dans l'agriculture. mais suñu mbokk séeréer yi 90% yi demuñu école et pourtant dañu xam mbay. léegi ñooñu boo leen écarté fan lañ jëm kon il faut que mu am benn façon encadrement boo xam ne moom mooy am. te gis nga artisan yi. Moussa dañoo sonn ci benn mbir xam nga lan ñi ne ci kaw jiite ñoom ñooy jël mbir yi toujours féete yoogu ñi di ci suuf kon dañuy bañ dootuñu continuer di ànd ak ñoom. parce que tam boo nekkee ci benn groupement boo xamante ni si ñi ci kaw kese ñoom ñooy bénéficier wu. affaire bi du wàcc ba ci suuf bu subaa boo ma nee kaa ñu daje du ma daje. damay bañ. ñu jël ci secteur agriculture xam naa foofu lay daanelee. Moussa keroog ba ma déggee ministre bi wax ci seen onde Sud FM ak Oustaz Maodo dama rus. Moussa. nga dégg directeur de l'horticulture di la wax ni émeutes yi amoon moom moo tax filière horticulture bi affaire yi jarul. Moussa c'est pas vrai. Moussa. gis nga demal ci ñaay bi. boo bëggee mën nañu ànd. wala nga laaj keneen ku def horticulture. Moussa. suñu paysans yi xam ban problème la ñu am. problème mu calendrier cultural. parce que dafay am tout d'abord. benn étude de marché boo war a def. étude de marché boobu noonu. moom moo lay dimbali nga xam ban spéculation. maanaam ban légume pour ñu déggul tubaab. ban légume moom mooy am ci marché bi. dat sangam ba dat sangam. dat sangam boobu bu jotee ban légume moo war a ñëwaat. ban légume moo ci war a topp ban légume moo ci war a topp bu ko defee waa ji toolam da koy occuper toute l'année. très bien pour noppalu dina si def waxtaan ci wàllu mbay mi. intégralement parce que aussi tamit baax na béykat yi tamit wax de vive voix ñoom tamit lu ñu senti par rapport ak. ci wàllu yooyu yëpp incha allah rabbi sëñ Moussa. pour te dire c'est un secteur boo xam ne. ah mais bien sûr yooyu. mën na régler le problème de l'emploi du Sénégal ak autosuffisance alimentaire. dinañ ci def waxtaan bu soobee yàlla sëñ Moussa. waaw gis nga Moussa. en 30 secondes pour terminer rek. gis nga réew mi. man damay ruus léeg-léeg. bu ma gisee yenn mbir yi daam xoolal démbali am Pikine pose première pierre Moussa. non c'est un autre débat y a pas de souci. non c'est que dafa ruslu. waaw il faut amul que benn problème waaw. am lépp bàyyi leen ak seen këram ñu bëgg. waaye ci nekk ngaay am naa benn cousin boo xam ni il est de ngaay. day jaay ay dàll fii suñu koñ. pourtant il est à l'université il fait ses études là-bas.
basé wul ci état mu ngi basé wu ci benn 1000 francs wala 500 bu muy gagné. ci dàll yi muy jaay pour mën a régler problème mu jàngam. absolument. est-ce que kooku waruñu ko mën a dimbali. très bien. quand on parle d'anatomie. d'accord anatomie dana am physiologie dana am mais dafa am un premier boo xam ne moo war a am muy lan ñi nga xam ne ils sont dans le secteur ñu fexe ba récupérer leen. jërëjëf Moussa. en quoi faisant. jërëjëf ñu wutal leen fu ñu ne. jërëjëf. waaw kon xam naa rek. voilà d'accord waaw parce que dañ la may nga développer ce secteur muy agriculture bi waaw donc bëgg ñëwaat si artisanat bi donc pour ngay développer day jël temps trop te y a d'autres personnes ñu may leen ñuy gàttal rek comme ça tant que nag ñu ngi ci cat li léeg-léeg dañuy bëgg nit ñi barkelu quoi moo tax ñuy defee ni ngeen jégal ñu asalaamaaleykum. waaleykum. waaw ku baax. na ngeen def. sant yàlla tur beeg fu ñu woowee. Sud FM Baye Cissé. Baye Cissé fooy dëkk foo ñu ñu leen di woowee Karsor. bisimilah sëñ Baye. waaw man de dafa am lu ma doon laaj. loo xam ci ku rey ci ñu rey emploi ba pare di créer waat ay emploi ndax man li ma gis mooy rey emploi mënul weesu. waaw. tey nga gis say doomu réew li nga xam ne ñoom ñu ngi koy liggéey. yow nga dem signé ay contrat ci biti yoo xam ne dañ koy dugal ñeneen ñoo xam ne dañuy ñëw di concurrence ak ñoom te préparé woo leen. waaw. te defoo étude bi benn impact la mën a indi ci ñoom li ñuy liggéey. oui. loolu yaakaar naa mooy créer ay chômeurs. ndax tey dama lay jox par exemple ñu demee ni Auchan ak ñiy defar wàllu dàll yi. oui. tey ñiy defar wàllu dàll yi boo xoolee yuuxu nañ foofu yuuxu yem. waaw. ndax chinois yi ñu ngi leen di bëgg a rey. bañuñu nag ne bu kenn dugg. mais booy dugal na nga fekk nga préparer say doom ba pare. oui absolument. ndax boo xoolee tey ñi fiy ñëw ñëpp. dañ leen préparer ba pare tey Auchan gàcce mënul weesu tey Auchan tëj ñu naan baykat yi amuñu ku ñu jaay. waaw. gàcce mënul weesu Auchan tëj ñu ne bàyyi na 1700 emplois. waaw. 1700 emplois yooyu Auchan ak bénéfice bi ñuy def. bu ci fayee 1700 employés après leneen li des fan la koy def. mais justement kon yow la nga bëggoon ni contrat yi bu ñu koy signé dañuy defaale en même temps priorité ñuy jënd ci baykat Sénégal. exactement. waaw li ma bëgg wax mooy ñoom bu ñuy signé contrat yi. nañ xalaat ban impact lay indi ci ñu ngi ci comme tey nga signé ne Auchan na fi dugg. waaw keneen na fi dugg keneen na fi dugg. waaw mais Auchan bu fiy dugg tey yow war nga mën a xool ne Auchan comme nekk France ñu ngi ne. bu créé benn emploi rey na 4 emplois ci capital bi ba tax moom capital fu mu dëkk ñu ne ko capital doo fa nekk ne da ngay yàq emploi yow nga ñëw jël fu mel ni marché Castor nga wërale fa lu war a mat ay 2 Auchan jàpp 3. waaw. loolu après yow boo xoolee Auchan emploi yi mu def ci Auchan yooyu ñaata nit ñooy dee ci marché ba ñaata kii lay créé yoo xam ne tey yoo xam ne ci marché ba lañ nekkoon. mën nga leen dugal mais boo leen di dugal tey am na commerçant yi fi nekk yoo xam ne ñu ngi góorgóorlu bi ñu la joxee projet bi woo leen dañ ñëw ngeen ne leen lii kat dañ fee bëgg a ñëw avant nag ñu leen fiy dugal te àdduna moo toll foofu léegi yéen loo leen ci xalaat très bien waaw c'est pas le débat sax mais bon lii leen ci xalaat nga ne leen mën naa leen may feeg 5 ans waaw boo leen deful nag boobu mën a kii dinañ leen dugal d'accord préparé say joñ d'accord leen bu demee ba mat 5 ans bu fekkee defuñu ko nga doog a dugal jërëjëf conférence nationale bi nga wax indi dugal waaw nañ waxante dëgg te gis nga tey xam nga fan lay mujj xam nga mécanicien yi fi mu toll ay auto électronique dong nga fi nekk. waaw. kenn préparé wuñ suñ mécanicien yi de. am nañu da ngay xool nag ñu dem ba oto yi fi nekk kenn du ko mën dépanner ñu indi ay chinois ñu ne ñoom ñoo ko mën dépanner. ah kon nañ leen préparé ci loolu kon li sekk doon wax ci formation yi ñu relancer ko am na solo jërëjëf ñu mën a jël ñeneen ci ligne bi très rapidement parce que nag aussi waaw ñu may ñaar ba ñett rek très rapidement ñu dugg waxtaan allo. Alaaji Moussa Thiam. waaw. gars yi avant dernier serveur bi xat na parce que xam naa nag li ngay waxtaanee la. waaw. mu am solo trop. dëgg nuyu la nuyu sa équipe technique. jërëjëf ñu ngi lay fay waaw. baal ñëpp àq di baal ñëpp àq di nuyu de passage nag moo ne mon frère Alaaji Bool Bool ak Lan Fall Babou Mouridina. dëgg la. waaye nag di jox carton rouge Moustapha Tall. Moustapha Tall ceeb bi de ko interpellé fii keroog ci ceeb bi. waaw daa xam nga taale nii saare nii yooyu samay kan lañ moo tax man Moustapha Tall ceeb laa ko mais xam nga lu ma wax. danaa la yónnee ceeb bu bëri nga jox ci Moussa Dia. déedéet man kay dama ko laal xanaa ab sa élément wan ak wan yi. waaw mais nee naa ko nag léegi dama lay dóor carton rouge ba ceeb bi ñëw rek. d'accord incha allah jërëjëf. waaye mais Moussa nga may mu nuyu de passage aussi. l'homme fort ca kaw la xam nga lu tax. waaw. li ngay waxtaane da ko daan waxtaane lu bëri xaw ma ko nag musuma ko gis danaa koy dégg. dëgg la waaw la plupart wal fajri lay wootee. dëgg la waaw. mais li ngay waxtaane artisanat bi tout le temps. c'est son seul et unique combat. ndeysaan wallaay.
kon tey su ma demee ba dégg ko fii ci sunu plateau bi vraiment ça m'a fait plaisir. waaw ñàkkul ni mi ngi daan déglu waaye tey bi ñu waxee lu ko intéressé moom dugg na. te def na ci intervention bu am solo. bu am solo walaay. waaw kon artisanat bi ngay waxtaanee. mooy le secteur clé du développement local. walaay. artisanat bi. président xam na ni muy doxee ba jëloon na ci ay initiatives yu baax mais malheureusement. su amee ambition am ay idées yu baax. amul équipe boo xam ne dana ko jàppale moog zéro moo yem. dëgg la. ndax heure bii nga koy waxtaane waroon na fekk tey ñuy def évaluation. waaw absolument. ndax le 22 décembre. 2014 lan célébré une première journée nationale de l'artisanat fële ca Ngaye Mekhe. waaw. normalement chaque 22 décembre war nañ ko célébrer. dëgg la. le 22 décembre boobu boo rappelé woo. le Youssou Ndour lan ko fa jaayoon benn paire de chaussures à 1 million. waaw. pour ñu relancer ko waaw. walaay. kon heure bi waroon na fekk ñu def tey évaluation. dëgg la. xool ne secteur bi lii dox na lee doxut. lii nangam ak nangam waaye boo seetloo. artisan yu bëri li ñuy kaas ak ñi leen jiite dan ne. artisanat bi en 2000 la ko Ablaye Wade rey. waaw bi Macky Sall ñëwee da leen a suul ñoom. kon su fekkente ni moom it ab président bëgg na relancer économie nationale. bëgg na relancer le développement local bu bëggee sulli ñi nga xamante ne dañ leen a suul. bërki démb wax na dana dekk c'est 350 milliards. pour ndaw yi. occasion bi nii tey mu relancer ko ci secteur de l'artisanat. dëgg la waaw c'est tout ça. ndax artisanat bi c'est le seul corps li muy jël ci ay métiers amul benn corps bu koy jël. amul benn corps boo xamante ni. li muy jël li artisanat bi di jël ci métier amul benn corps bu koy jël. dëgg la. te c'est le seul corps tey nga xamante ni. li muy jël aussi ci créer ci emploi amul benn corps bu koy créer. dëgg la ndeysaan. te président moo waxoon ba muy campagne. ca Pikine ne dana créer 1 million d'emplois. waaw ñu ne mënu nekk man leen kay mën na nekk. tey bu relancer artisanat bi. oui mën na nekk ndax artisanat bi lu minimum mën na jël plus de 2 millions. kon tey bu tey création d'emploi ak xeex tey taux de chômage bi. occasion ngi nii tey ci artisanat bi. bu ci defee lam ci war a def. du ma ne lépp mën na saafara à 100% mais dana wàññeeku lu bëri bëri. dëgg la. ndax c'est la seule alternative actuellement. de l'échec scolaire. waaw waay. képp koo xamante ni dem nga sa doom jàngatu dama yaa ngi dugg ci artisanat. dëgg la artisanat bi métier yi mu jël bëri na. dëgg la jël na diamantaire bi. waaw jël na bijoutier bi. jël na pêcheur bi. non asafin jaaykatu jën bi. jël na mécanicien bi. jël na électricien bi li muy jël dafa bëri jël na menuiserie. dëgg la menuiserie bii ngay gis président waxoon na commande publique bi dañ leen koy accordé 15%. dëgg la. bi mu def yee jëm ñaajo. waaw la fa dugg yëpp est-ce que artisan menuisier sénégalais yi ñoom ñoo ko defar. dëgg la. defaruñ ko. waaw loolu aussi mën na rectifier tir bi. oui absolument menuisier yi ngay gis maa ngi waxtaan ak léegi sama benn xarit. mi ne ma tey ñoom it am nañ d'énormes difficultés. waaw parce que bois bi am na ñoo xamante ñoo ci teg seen loxo téye monopole bi prix bu leen neex jaayee ko. waaw muy libaane yi. waaw yéeme na de. loolu yéeme ne loolu amuñu droit di fixer prix lu leen neex. di yokk di wàcc te état bi nekk di. dëgg la te mu war a doon rôle régulateur. oui absolument c'est pas normal. très bien di jaay yi ñuy dugal ci dëkk bi maanaam salon yu yàqu yeeg mbalitu tubaab bu ñu jógee di xas tubaab yi silib buñ sumi ñu jënd. waaw soutien buñ sumi ñu jënd. matelas yi nga xamante matelas boo ci tepp tey. fekk lu jaune ci kaw te xam nga tubaab yi ñoom commande rek da ngay daal di saw. dëgg la. waaw mbalit yooyu ñu gàddu ko dugal tey président ma ne la. alal jooju nga nar a génne muy 350 milliards yi. waaw na ci bala dugal ko ci artisanat bi bu fekkente ne bëgg nga xeex chômage yu Sénégal bi. dëgg la su fekkee bëgg nga relancer développement local bi. su fekkee bëgg nga dégg nga maam Sénégal jëm kanam ndax même France artisanat rôle ba muy joué ci économie ba. en 15 secondes amul daa kenn benn lenn lu ko fay joué. jërëjëf. ñu ngi lay gërëm sant kon nag xam naa ñu may ki mujj nii rek di clignoter ñu may ko très rapidement en 10 secondes waaw kon ñu daal di nag waaw bëgguma nag vraiment asalaamaaleykum. allo salaamaaleykum. waaw. El Hadj Moussa na nga def. waaw 10 secondes lañ la may de. waaw man la Mamadou Mador maa ngi lay nuyu di lay jaajëfal. waaw di am mbégte ci li ngeen waxtaanee ndax artisanat dafa nekk métier boo xam ne métier bu noble la. waaw te damay wax ne ñi nga xam ne ñoo ci nekk. bu ñu nangu ñi nga xamante ne bii bokkuñu ci dugg seen biir su ko defee gis nga ñooy wër ci bureau yeeg yooyu su ko defee di wax naan artisanat defar seen kayit yoo xam teguwul ci dëgg teguwul ci yoon. parce que métier boo ci nekkee lañ lay financé loolu pour la nga gën a am ay moyens pour gën a ay matériels yi nga liggéeyee mais képp amul benn artisanat bu nekk Sénégal fii te yëngu ci métier bi
dugaloon sa projet te jotuloo ci financement yi président ñëpp la fi nekkal. 15 secondes. waaw loolu moom lu am la leneen beneen passe loolu lu ñu wax la te parce que président da leen jagleel ministère boo xam ne pour artisanat yi ak artistes yi bokkul xam nga parce que artisanat yi ñoom waa ngaay yooyu ñoom xam nañ li may wax bu baax a baax du ngaay donc Sénégal yëpp la partout ba tax na képp ku nga xamante ni bi da nga defar sa projet même DER bi sax boo ci demee dañ lay financé pas artisanat bi yëpp. jërëjëf parce que financement yi fonds yu bari président taxawal na ko. jërëjëf jàppale képp ku nga xamante ni da nga yëngu ci liggéey boo nga xamante ni bi rek. pour luy lay avancer askan wi. dëgg la daal mooy dëgg daal jërëjëf. jërëjëf kon nag Modou Medor fa la ñu yëkkatee jotaay bi mbokk yi kon nag di leen dig daje incha allah ci beneen samedi fii seen rajo Sud FM di gërëm bu baax a baax pharmacie nationale d'approvisionnement ak ONAS bi leen baaxee émission bi jërë ngeen jëf Assane Thioune jërëjëf si jàppandal gi kon fii la ñuy tëjee boobu beneen samedi bi di ñëw.